Buenas tardes, amigas y amigos del Grupo Independiente de Audiovisuales de la Asociación Intercultural Raíces. Hoy nos encontramos en el espacio joven de la nave en Puente Tocinos, Murcia, donde se va a llevar a cabo una jornada 58 aniversario de la independencia de Senegal. Y esta jornada es organizada por la Asociación de Senegaleses y Senegalesas aquí en Murcia. Y durante el día se va a llevar a cabo pues diferentes actividades como son una mesa redonda sobre la integración y participación comunitaria de la población senegalesa. También se va a llevar a cabo un taller sobre el acceso a la vivienda y el alquiler de la población migrante. También tendremos una charla coloquio sobre la ley de extranjería, finalizando con una cena y música típica del Senegal. di nuyu aussi tamit suñu mbokk immigré yi nga xamante ne ñoo fi ñëw te yàggoon ci dëkk bi doog a ñëw ci gaal bi ñoo waa sax dañu leen ñëw ñu leen di aussi dañu leen di bokkal toog ci message ñu ngi sax ñu di nuyu Madi di nuyu Dia aussi tamit bon dañu bëggoon rek comme avant ñu dugg ci thème bi ñu war a waxtaan ci intégration balaa ñu si dugg carrément ñu wax ci wàllu intégration en espagnol parce que kilifa bi day dem léegi soxna si day dem à partir de 6 heures mais balaa moo dem ñu wax ay quelques minutes en espagnol comme ça ñu mën ko bàyyi mu yëngu ko ñu ci liggéey bi incha allah. Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos, pero particularmente a la concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Concepción Ruiz Caballero. Os damos la bienvenida, de verdad, de venir a celebrar con nosotros el 58 aniversario de independencia de Senegal. Eso es un honor, de verdad, un honor para nosotros, pero un honor grande de venir aquí, celebrarlo junto con nosotros. Eso te lo agradecemos mucho, pero muchísimos. Bueno, sabemos que no tiene mucho tiempo. Entonces vamos a dar la palabra a los que están en la mesa y cada uno va a dar su opinión sobre el tema y así vamos a seguir el tema. Venga, muchísimas gracias. Assalamu alaikum. Muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida y os agradecemos por vuestra presencia aquí celebrando con nosotros el 58 aniversario de la independencia de Senegal. Es muy bueno que cada año la gente celebra el aniversario de su país. Nosotros, Senegal independizó de Francia el día 4 de abril de 1960 y el 4 de abril no hemos podido celebrarlo porque, como sabes, nosotros los inmigrantes muchas veces tenemos problemas con los locales donde podemos encontrarnos y hacer nuestras actividades. Pero aquí en Murcia al menos tenemos la suerte que nos están abriendo puertas y el centro de la nave es una de estas puertas que nos están abriendo desde 2000, desde que está abierto nos lo están abriendo. Y entonces de aquí agradecer el Centro Juvenil La Nave, agradecer Moisés y la Consejería de Juventud. Muchísimas gracias por acogernos. Agradecer también el ayuntamiento porque, como lo sabemos todos aquí los senegaleses, nuestras asociaciones son muy débiles. Nuestras asociaciones son muy débiles, faltan de medio económico, faltan de gente preparada para llevar las asociaciones, pero también falta de material. Tenemos muchas dificultades y gracias al Ayuntamiento de Murcia, esta asociación que existe desde 1992, todos los años hemos recibido una subvención del Ayuntamiento. Pequeña o grande, pero al menos recibimos una subvención que no es
lo mismo en las otras localidades no es tan fácil. Es por eso que siempre se habla de la Asociación de Senegaleses de Murcia y casi en toda España se conoce esta asociación. Y por eso también agradecer a los que han ido a dirigir esta asociación muchos años antes que nosotros. Quiero citar Sheikh Alassane Dieng, que fue el primer presidente de la Asociación de Senegaleses de la región de Murcia, Mamadou Mangassa, que fue el segundo presidente de la Asociación de Senegaleses, yo mismo, hasta el señor Amadou Sow, señor Khadim Sey, y ahora le ha tocado a Jamil. En esos, de 92 hasta ahora, hemos pasado con 5 presidentes. Entonces, agradecer a esos presidentes por su trabajo de colaboración con el ayuntamiento, pero también el ayuntamiento por la ayuda que no para de acordar a la Asociación de Senegaleses. Somos muy privilegiados. Hay muy pocas asociaciones de inmigrantes que se pueden tener lo que tenemos nosotros los senegaleses. Y yo quiero agradecer aquí la concejala Concepción Ruiz Caballero, que es la concejala que lleva derechos sociales, nuestros derechos, que habla con nosotros directamente, que lleva el tema de la inmigración, que lleva el tema de la subvención, que lleva el tema de las ayudas. Todo lo que interesa a los inmigrantes está ahí la señora que le lleva. Y también lleva cooperación al desarrollo. Si queremos hacer cosas en nuestros países, es la persona indicada para ayudarnos a instalar estos recursos para llevarla a nuestros países, pero también dar a sensibilizar y a enseñar lo que es África, lo que es Senegal. Muchísimas gracias por su presencia. Y aquí tenemos algunos hermanos que han venido también a asistir a la celebración. Son hermanos mayores que están aquí, que son precursores de la Asociación de Senegaleses, porque son de los primeros senegaleses a instalarse en esta región. El hermano Malik Dieng es uno de los precursores de la Asociación de Senegaleses, una de las personas que viven aquí hace más de ya 30 años. Entonces, y nunca se ha quitado de la asociación. Tú siempre está apoyando la asociación con sus ideas, con su bolsillo, con todo. Le está apoyando a la Asociación de Senegaleses. También tenemos otro hermano aquí, Dani, que lleva Chenda, es uno de los precursores también de la Asociación de Senegaleses. Son gente que están aquí con nosotros desde hace más de 30 años y nos han dado la buena dirección. Nosotros estamos siguiendo sus pasos. Entonces, si están presentes con nosotros, tenemos que agradecer su presencia. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora hablar de los senegaleses, cómo tenemos que apoyar nuestra asociación. Mira, somos gente de fuera, venimos de fuera, tenemos la misma preocupación, las mismas inquietudes. Estamos aquí, no podemos vivir en apartheid, no podemos vivir solo recogidos entre nosotros. Tenemos que interrelacionarse con el país acogedor, con los murcianos, relacionarse con los murcianos, y eso ya lo estamos haciendo, porque como le he dicho antes, cuando hemos llegado aquí, la gente que fueran de simple vecino, que nos saludábamos, o al menos nos saludábamos un poco, ahora han salido novios, han salido novias, hasta han salido sobrinos. Tenemos muchos sobrinos que son murcianos. Y te lo he dicho también antes, la fuerte tasa de natalidad, que todos los días en el Palmar casi nace un negro, nace un senegalés. Entonces estamos en la dinámica de la participación y de la inclusión, para que todos involucramos en las actividades de los murcianos, que nos involucramos en las asociaciones de madres y padres de alumnos, nos involucramos en las asociaciones de vecinos, porque ya tenemos nuestros hijos que han nacido aquí y no queremos que sean vistos como inmigrantes. Inmigrantes somos nosotros que hemos venido de fuera, que hemos pasado por el mar, que hemos pasado por la tierra, por el aire. Nosotros somos inmigrantes, pero nuestros hijos que han nacido aquí, aunque son negros, pero no son inmigrantes, son murcianos. Y eso queremos también que los padres lo sienten, que los padres participan en todos los lugares donde tienen que participar los padres de los murcianos autóctonos. Y por fin, hablar un poco de mis compañeros, invitarles a participar en la asociación. Es el mejor medio, el único medio que tenemos para participar en la vida activa de Murcia. Nosotros como grupo Mento, como grupo, como asociación, somos más fuertes. Y el ayuntamiento desde el 92 nos está apoyando, pero no apoya a una persona. El ayuntamiento no conoce a Madi,
no conoce a Jamil, no conoce a nadie, conoce a la Asociación de Senegaleses. Y cualquier de nosotros mañana puede venir dirigir la Asociación de Senegaleses. Es una asociación para fortalecerlo. Hay que ayudar a los líderes, apoyar a los líderes, acompañar a los líderes. Y todos los socios aceptar que esta cosa es nuestra, que cada uno ponga su mano para el bienestar de esta asociación. Porque si queremos negociar con el ayuntamiento, queremos negociar con la delegación del gobierno, no podemos ir solo. Solo la cabeza de Madi o la cabeza de Jamil no le interesa. Quieren ver que los senegaleses que están empadronados en Murcia, que son más de 2.200 senegaleses, que están detrás de nosotros 2.200 senegaleses. Y con este peso podemos pedir, podemos negociar, podemos hablar con las autoridades. Entonces yo pido a todo el mundo que se ponga detrás de la asociación, acompañar la asociación. Si hay algo que nos gusta en la asociación, en una asamblea se dice y se cambia. Nadie no está aquí para siempre. Todos los que están aquí es para ayudar. Y es muy difícil lo que está pasando ahora mismo a los líderes de la asociación. Son 3, 5 solo que han dejado solo para llevar todo lo que es la asociación. Y cuando hay fallos, cuando faltan algunas cosas, se dice que la asociación no ha hecho nada. O la asociación está aquí solo para tener dinero. Está aquí la concejala, sabe que el dinero no se da. El dinero no se regala, el dinero se da por proyecto. Los proyectos le cumples, le justificas antes de tener el dinero. Los proyectos le haces, le cumples, le justificas antes de recibir el dinero. Entonces, estas personas no están aquí para dar su tiempo. Están aquí para dar su teléfono, están aquí para dar su dinero, están aquí por su compromiso. Somos nosotros que le tenemos que apoyar, somos nosotros que le tenemos que acompañar. Eso es lo que quería hablar con vosotros para no coger mucho tiempo. Gracias. Salaamaaleykum mbooloo mi comme ni ñu ko waxee woon rek maanaam suñu invité bi nga xamante ne moo ñëwoon moom lañ doon dalal doon wax en espagnol pour mu dégg balaa moo dem mais léegi nag dañuy commencer activité bi carrément maanaam premier thème bi ñu war a traiter muy intégration des Sénégalais dans la région de Murcia léegi xam naa dañuy commencer bu ko defee ñëpp déglu rek comme ça ñu jox ja kàddu gi comme mooy modérateur bi comme ça moom mooy joxe kàddu yi yëpp ñu nga ja. Asalaamaaleykum mbooloo mi def naa comme ni ko ñëpp xamee thème bi ñuy traité tey mooy intégration ak participation communautaire de la population sénégalaise et la région de Murcia. Donc ñuy traité sujet boobu tey sama càmmoñ Seigneur Malick Dieng defe naa ñun ñëpp xam nañ ko fi Madi Ba di président PAM mooy fédération association africaine yi nekk fii ci région Murcia. Jamil Diop président association Sénégal Luis Dior tamit nekk ci association Sénégal ak Seigneur Madiama Silla. Donc thème bi moom mooy intégration participation communautaire de la population sénégalaise en région de Murcia. Donc suñu paree dinañ jébbal kàddu gi bépp participant yi nekk fii yëpp ku ci nekk soo amee intervention ak question booy posé. Donc ci kaw loolu tamit dañuy tenir compte ci temps bi nga xam ne ni moom la ñu yor ba ku nekk daal ba ñu gudd. Donc ñu ubbi débat bi jéem a traité thème bi après nag ku ci nekk déglu question bu nit am pour poser mun na ko poser après ñu tenir compte nag ci temps bi ñu am voilà. ñu jox kàddu gi Seigneur Malick mu commencé Malick ban bàyyi Malick commencé. bismillah asalaamaaleykum mbokku Sénégal ak mbokk yi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen feddali suñu coloré ñu ñëw rek bëgg def waxtaan profito nag ci li nga xamante ne mooy suñu anniversaire bu dëkk comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp suñu dëkk tey le 4 avril passé la am 58 ans c'est-à-dire bi nga xamante ne jot nañu suñu bopp ci tubaab bi def na léegi 58 ans muy juróom fukki at ak juróom-ñett kooku bu ñu ko nattee ci atu nit dootul nekk xale waxambaane lay nekk wala magum jëmm donc toll na foo xamante ne ñu xam ne léegi nag ay mag lañu suñu dëkk nag lu si diggante 58 ans yi lu bari def nañ ko ci
am na lu baax am na lu doy waar li baax li aussi ñun ñëpp ñu gën ci jàpp gën ko ñaan pour que loolu ñaan buur yàlla nu jàppale ñu loolu gën a yokk mu gën a baax temps yi sax am na ay xéewal yu fa feeñ yàlla na xéewal yooyu andi jàmm ak salaam rek parce que gis nañ ne xéewal yooyu am na dëkk yoo xamante ne andi na leen ay lor mais ñun ñu ngi ñaan yàlla daal kenn comme gis nañu loolu ci ñeneen ñi ñun loolu yàlla nañu yàlla dimbali ba du ñu dal li nga xamante ne aussi mooy ci fi ñuy sooxee yëpp yaakaar nañu ne ay nit rek ñooy xeex ba loolu mën a changer nit ki lépp lu mu am rek bu mu yaakaar ne dafa ñëw rek wadd ci kaw ciel bi noonu wàcc ay nit ñoo ko xeex ba am ko xëy na suñu ay papa suñu ay maam ñoo ko xeexoon ba leneen li baax li ci desit ñun nga xam ne fekkee nañ ko suñu jamono ñu nit kenn ku ci nekk def ci sa wàll bay ci sa waar ba nga xamante ne lépp dina baax ñu am dëkk boo xamante ne vraiment dina neex a dëkk ñun aussi ñi nga xamante ne dañoo ñëw fii wut si te ñun ñëpp ñu bokk benn dénominateur commun parce que ñun ñëpp wut si rek moo ñu andi suñu amee loo xamante ne mooy li ñu doon wut si rek dañuy dellu suñu dëkk donc loolu ñuy wut nag yàlla nañ ko yàlla may ñi nga xamante ne aussi ñu ngi ci dara jàpp nañu yor nañ seen kayit am nañu ay liggéey yàlla na yàlla saxal seen liggéey ñi nga xam ne amaguñ kayit aussi yàlla na yàlla may kayit quoi yàlla yombalal leen ko et puis lépp jaar yoon quoi. tey nag waxtaan bi ñu bëgg a def ñun fii ci Murcia nga xam ne dañ fi nekk depuis quelques années parce que am nañ fi suñu ay mag yoo xam ne ñoo ngi fi jiitu suñu mag yooyu bu ñuy xayma war nañ fi def 30 ans wala 35 ans ñoom ci seen xel bu rafet ak ci seen bëgg booloo. parce que ñu ci bari ci ñoom amoon nañu déjà base bi mooy nga jaar ci daayira parce que daayira mooy association dañ ko tekk ci tubaab rek parce que bi ko sëñ Cheikh Mbacke yàlla na ko yàlla yërëm bi mu koy xalaat wala bi ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di xalaat loolu yëpp bëgg a boole ay nit la bëgg a boole ay jeunes bëgg a def seen ci ñoom xam-xam bëgg ñu séddoo li ñu xam ba nga xamante ne bu ñu amee naqar dañ koy séddoo ba naqar bi du diis ci ñoom mais bu ñu amee bànneex dañ koy kontaan ba nga xamante ne ñëpp ñooy séddoo ci bànneex loolu mooy objectif association tamit xëy na ci tubaab lañ ko wax wutal koy statut ak règlement intérieur nit ñi commencé foog ne dafa am lu mu wutee ak daayira mais wutewul benn la donc association nag soo bëggee mu taxaw ba nga mag ñooñu xalaat ko taxawal ko ñoom doon ko demee ni ñu ko xalaatee ñoom bariwuñu woon tawaar fakal la li ñu bëggoon mooy jàppalante seen biir su fekkee daal di am lu ñu wax ak tubaab bi ñu waree wuti kayit parce que kayit moo xewoon temps yi ñu dem am lu ñu teg ci loxo tubaab bi pour ñaan ko ay kayit bu fekkee ne aussi dañu war a def seen yëfu bopp dañuy def seen i màggal ak seen i gàmmu ak seen i réunion wala su nit faatoo loolu yëpp ñu def ko ci seen biir association boobu léegi nag jamono day dox ba nga xamante ne tolluwuñu noonu ñoom bi ñuy bari nekk ñu woon 100 ñun tey ñu ngi ñuy wax ci 2200 du dëkk bu ndaw dëkk bu mag a mag la tey boo demee Dakar boo demee Sénégal nga dem ci benn koñ xool koñ bu am 2200 koñ bu rëy la koñ bu xumba ñaari tali lay nekk wala Colobane wala Waagu Ñaay muy ay quartier cosaan ay quartier yu bari nit quartier su tollee noonu nag chaque jour dina am lu neex lu fa xew dina am lu naqari di fa xew donc moo tax ngay gis ne parfois ñu am suñu ay problème entre ñun mais association problème mënu ko yàq parce que man je suis pas forcément moo nekk sa xarit wala ñu jubóo man ak yow mais war nañu mën a bokk association parce que association bi suñu làmmiñ la suñu tànk la tey bi ñuy dem ci ayuntamiento bi wala bu ñuy dem ci communauté autonome bi wala ñuy dem ci délégation de gouvernement association lañ fay demee soo fa demee loo rafet duñ la recevoir parce que da nga rafet loo ñaaw duñ la recevoir parce que da nga ñaaw loo am jàng duñ la recevoir parce que da nga am njàng dañ lay recevoir parce que dañu gis ne dafa am ay nit yu nekk ci dëkk bi war a dëkkandoo ak waa dëkk bi ñooñu am ay jafe-jafe yónni la yow wala ñooñu am benn lu ñuy yëgle yónni la pour nga yëgale ko donc loolu rek mooy sa relation ak ñoom donc nag ñun su fekkee ne dañuy yónni nit muy dem di ñu waxal mais kooku di ñu waxal heure bu wootee du ñu gis bu yàggee ñu ne ko est-ce que yow nit ñee la yónni wala yow yaa yónni sa bopp gëdd ba mu waroon am dayoo ba mu waroon am mën na dem ba du ko am donc loolu mooy tax tey man sama li ma ci bëgg mooy profito woo nit ñi ñu jën xam ne lii ñu am ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn moomu ko kenn ëppalewu ci kenn parce que bu fekkoon ne dañ ne ñii rek ñoo ko moom te léegi nit ñi noonu la ñuy xoolee nit ñi dañuy xoolee ne ñi nekk ci bureau bi ñoo ko moom te loolu aussi day yàq parce que ñi nekk ci bureau bi tey dañ fee nekk mais suba duñ fi nekk kenn ñaaru yàlla nekk continuellement aussi dans une association loolu taxul woon nga ñëw fi te daf ci am ay sacrifice yu bari yoo xam ne boo nekkul ci biir doo ko xam ñu bari dinañ si xuloo ñu bari nañ ci wax bu ñaaw wala ñu yàq ci der c'est parce que dañu nekkul ci biir mais bu ñu nekkee ci biir dinañ xam ne yombeewul noonu wala liñ si xalaat yëpp amul te am na ñoo xam ne aussi ñam nañ ko ba pare dootoo gis ñu xëccu ci mukk ne dañ koy jëlaat dañuy dem taxaw fële rek mais du ñu wax aussi li ci nekk parce que dañu war a wax nit ñi li ci nekk mais nit ñi aussi bu ñu leen waxee li ci nekk warul tax ñu ragal ko dañ ko war a ñome ñëw jàpp ba nga xamante ne yan bi day oyof
donc man invitation laa ci def vraiment suma mbokku sénégalais yi ñëpp ñu gëm ne lii mooy sunu carte d'identité lii mooy sunu voix lii mooy sunu pas ba nga xamante ne suñ ko doolelee dinañ am doole parce que dama am benn wax bu ma tàmm di wax nee naa Obama su nekkee président États-Unis c'est pas parce que moom mooy nit ku ñuul ki gën a jàng c'est pas parce que moom mooy nit ku ñuul ki gën a rafet moom mooy nit ku ñuul ki gën a nekk jeune c'est parce que dafa am ñeneen ñu fi nekkoon ñoom Martin Luther King ñoo xam ne dañu doon xeex ñu leen di jam ñu leen di rey ñoom ñëpp dañu leen boom ba nga xamante ne nit ku ñuul dina fexe bay toog ci biis jigéen xeex ko ba nit ku ñuul mën a toog ci biis wala dend ak tubaab di ko xeex loolu moo andi ba bu Obama ñëwee di ko wut yàlla yombalal ko mu am ko ñu ne nii ñu nekkee nii nekk ay jaaykat nekk ay liggéeyu gardien nekk ay liggéey yu métti yoo xam ne ñu ngi ñu koy teg depuis 30 ans am nañu yaakaar ne suñu doom yi fi juddoo bëggatuñu ñu am liggéey yooyu te defuñu dara nag pour soppi ko loolu laa bëgg ñu xam defuñu dara pour soppi ko parce que bu fekkee ne li ñoom suñu papa yi doon def ñi nga xam ne ñoom Baye Dame Ndiaye ñi nga xam ne ñoo njëkk ci dëkk bi ñoom Moustapha Lo ñoom sëñ Ale ñoom Malick bu fekkee ñoom li ñu daan def ñun dañ ko bàyyi parce que ñoom jubale woon nañ seen bopp même bu ñu nekkul ay xarit mais jubale nañ seen bopp ba créer benn structure mais ñun structure boobu deewee ci ñun suñu ay doom bu ñu ñëwee suba dinañu mere te suñu ay doom kat ñun ak ñoom bokkuñu ay chance parce que ñoom fii lañ juddoo di jàng làkku réew mi nekk ak doomu réew bi xale yi ñuy fowal tey xale yooyu suba ñoo leen war a fekk ci marché ñoom ñuy jaay pour que xale yi di jënd ci ñoom caq wala leen pour dimbal leen loolu di li nga xam ne moom la suñu doom yi di sàkk donc lan lañ koy amee dugal nañ leen fi ñu leen war a dugal ñu ngi leen jàngal li ñu leen war a jàngal mais dañ leen war a toppatoo bi nag mooy am instrument bu dëgër structure bu dëgër te loolu association bi rek la daayira lu mu dëgër nag mënu ko def daayira rek laa gëm nag mais daayira lu mu dëgër mënu ko def beneen structure association wu làkkat association wu xamee association yu bokk dëkk amul benn bu ko ci mën a def parce que ayuntamente bi wala administration bi li mu xam mooy association dëkk ba xamul dana yeneen structure ndondowaan yi xamu ko donc vraiment nañ jàppale suñu association jàppale association bi nag mooy cotiser mooy di si def sa cotisation mais aussi dem ci réunion yi ci assemblée générale yi mais du ñu xaar ba assemblée générale ñu ne nit dafa jël xaalis bi wala xuloo am na fa wala xeex am na fa pour que assemblée fees assemblée générale bi passé 400 personnes ñoo fa nekkoon bi minuit di jot bi ñuy def élection yi il y avait 327 personnes parce que boo xoolee résultat Jamil ak résultat Khadim Seye boo ko boolee 327 personnes ñoo fa nekkoon mais bëgg nañ nag assemblée générale buy ñëw mu mel noonu nit ñi fees fa képp koo xamante ne li nga gis ne ni ñu koy doxalee baaxul nga ne lii ni ñu koy fekk du ànd xuloo du ànd xeex mais lii kat ni ñu koy doxalee baaxul man nii laa ci xalaat boo waxee li nga ci xalaat mën na am nit ñi ne la li nga ci xalaat yow moo baaxul mais nii lañ koy defee wala lu bari ñu ngi koy bëgg mos naa ko fi wax sëñ Moustapha Lo ak Malick man la ñu bari ñu ngi koy bëgg nit day ñëw ci yoon ne la sama bëñ boobu ay ñaari Sénégalais ñoo doon xeex ci benn kër kenn ki damm bëñu kenn ki mu ñëw ne ma dama bëgg nga dimbali ma pour ñu faj sama bëñ 200 € moo koy faj ma ne man ne mënu ma ko parce que sama poche antunu ko mais association bi de mënu ko tamit parce que association bi dañ koy bindal ligne fii ak fii ngay jaar te boobu maa ngi yor xaalis bu bari boo xam ne association bee ko yor mais c'est suba si rek ma woo Fatou Guewel def fi xumbal bu rëy dina am koo xam ne bu ko gisee day mer dinaan mais xaalis am fii au lieu nga faj nit boo xam ne daf feebar ngay jël ko di ko def ci ay xumbal mais te fekk xaalis bi dañ ñu koy jox ki la koy jox daf ne la fii ak fii nga koy def mais bés bu ñu amoon suñu xaalis bu ñu moomal suñu bopp suñu ay 5 € yu ñu moomal suñu bopp lu ñu neex lañ siy def parce que du amul ku ñu koy justifier duñ koy justifier tubaab mais tubaab bi fi jógee léegi moom moo ñuy jox subvention bu ñu joxee subvention daf naan da ngeen ciy fay luwaas da ngeen ciy woo tëggkatu sabar bi da ngeen ciy togg yaasa loolu rek lañ ci mën def lu bëñ métti mënuñu ko ci def lu nit faatu ñu war ko yóbbu mënuñu ko ci def dërëm mënuñu ko ci def donc nañu fexe ba amal suñu bopp suñu yëf te li ñu tubaab bi di assister aussi parce que ki la assister da ngay xool fi mu bëgg rek ngay xool mais li ñuy assister bu ñun ñoo ko mën parce que moom mosu ñoo jox loo ba 6 000 €. te pourtant bu ñu amee ñun 2000 Sénégalais 5 fois 2000 10 000 la 10 000 mën na am ci benn weer 120 000 la ci année bi te loolu mën nañ ci def leneen loo xamante ne dina liggéeyloo ay doomu Sénégal lan mooy créer société 3 000 € mooy créer société ku am 120 000 ñaati société nga mën a créer ay doomu Sénégal di ci liggéey mais bu ñu seet ne xaalis bi dama koy joxe parce que Jamil da ciy jariñu wala dama koy joxe parce que diw da ciy jariñu li am solo mooy nga joxe ko fi nga ko war a joxe mu am ay preuve yu mu war a am ëllëg si biir ñu toog ñu daal di def assemblée générale ñu ne fii la jaar bu la doylee nga ne doyuma ñu changé ko ba pare bu dee ki ñu ko dénk aussi moo la doyul ñu nga fexe ñu changé ko ba jël keneen teg ko dénk ko donc yow mën nañ la ko dénk yow sa bopp mën nañ ma ko dénk man mën nañ ko dénk keneen ñun ñëpp ñoo ci yem vraiment na nit ñi gën a góorgóorlu jàppale association yi xale yi pour terminer xale yi ñu jàppale leen comme ñu ngi leen di dugal ci école yi ñu ngi jàng
am na ñoo xamante ne jàng nañu alxuraan ñu ngi leen di dugal ci alxuraan ñu jàng mais aussi ñun dañuy dem ci réunion parents d'élèves yi di xam suñuy doom lan mooy seen jafe-jafe lan mooy problème yi ñu am ba pare di leen encourager ba nga xamante ne ëllëg ak si biir ñoom dañoo war a génne ci situation bi ñu nekk ñun waruñu continuer rek nekk ay immigré suñuy doom aussi ñu leen di xoolee comme immigré suñu ay doom du ñu ay immigré sénégalais lañ mais du ñu ay immigré parce que fii lañ juddoo fii la ñu màggee si waa dëkk bi lañ bokkoon donc vraiment loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko ci wax ba ci teer bi après nag bu waxtaan bi demee ba dugg ci biir su fekkee am na lu ci war a dolli ma dolli ci jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp. waaw jërëjëf sëñ Madi fi mu toll nii ñu jox kàddu gi général Louisa Diop moom tam jéem a daw la am lu mu ci wax après ñu continuer. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di remercier aussi ci teewaay bi donc li monsieur Bawa biñ ci prêter attention am na importance trop parce que association bi bu fi nekkee c'est pour ñun ñëpp la donc nit ki association boo gis noo def dina am ku jiite donc boo intégré wul ci biir association bi mënuloo xam exactement li nit ñi di liggéey lii dem ak li demul donc moo tax ñuy ñaan nit ñi à chaque fois pour ñuy participer ci réunion yi ñuy ñëw di assister pour mën a xam exactement li am ci biir dëkk bi am na ay jafe-jafe c'est vrai mais aussi bu ñu intégré wul ci biir nit ñi mënuñu avancer mënuñu xam exactement lan moo fi am te duñu mës a trouver solution aussi donc boo nekkee ci dëkk bi di toog di déglu pour nit ñi di la wax ci biti li ngay lijjanti du sotti parce que dinañ la wax ay version yoo xamante ne bokkewul donc yow booy jege association bi mun nga ñëw boo amee sujet booy traité ak ñoom boo amee problème nga jege association bi wax leen sa problème donc ñoom dinañ la mën a wax ne lii ak lii fii ngay dugg fii ngay génn mais si seulement nga toog ci ginnaaw pour di juger nit ñi te xamuloo li ci biir loolu du trouver solution entente bu amul ci mbooloo du mun a dem donc ñun sénégalais yi nekk fii lu ñu mën a avancer loo mooy ñu fexe doon benn tant que nekk ñu benn amul lenn lu ñuy def ba mu avancer dara du mën a avancer donc dama leen di ñaan yéen ñépp au moins bu dara xewatee bu ñu wootee ngeen ñëw assister ñu jàppoo ñun ñëpp di waxtaan ñun ñëpp suñu biir di réeroo bañ a am su ko defee ñu mën di trouver solution ci sujet yu bari yu ñu soxla waa kay maa ngi leen di remercier yéen ñëpp jërëjëf te pas ça Fallou seulement il faut ñu jéem a fàttali dara tamit mooy intégration souvent suñ ko waxee ñu bëri dañuy defe ne peut-être mooy jéem a toppandoo ñi nga xam ne nii fii la ñu nekk ni ñuy dundee wala loolu parce que intégration bu njëkk foog naa moom mooy jéem a mooy comme li ñuy wax ci arigo social bi rek parce que tamit ku fi ut këyit ak lu mu munti doon ci ñetti at te déggoo làkk bi tamit day xaw a doy waar parce que arigo social bi ak may këyit bi soo déggee ñu koy wax loolu moo tax doo intégration da ngay toppandoo ñi fi fekk ci lépp ci seen i jikko mais toujours dañuy jël li nga xam ne moo ci gën a positif pour mën ko jëriñoo surtout li may wax ni aussi dama koy adressé ñi nga xam ne ñu ngi door a egsi parce que dëkk tamit soo fi egsi premièrement intégration mooy bi ñu njëkk a jéem a seet association fu mu nekk ba pare jéem a inscrire ñëpp ñu xam la yor suñuy statistique xam ne yow sénégalais nga te yaa ngi dund gu Murcia am say datos beneen bi ci topp aussi duñ ko yemale fii Murcia rek mooy ut sa carte consulaire ñu registré la comme sénégalais boo xam ne reconnaître nañ la au niveau d'Espagne yooyu mooy pas yi nga xam ne moom la njëkk nit war a mën a njëkk a def beneen bi mooy apprendre l'idioma parce que intégration du toppandoo rek ñu fi nekk jàng làkk bi nànk-nànk mën a la jënteel say bopp ñetti at yi ñuy wax dañuy maye kayit surtout li gën a tax moom mooy seet nit ki parce que question yi ñu lay posé toujours mooy ndax am nga fi ay xarit espagnol ndax affilié nga ci ay association ndax yaa ngi dem ci ay réunion parce que intégration du spectacle rek du tëgg fecc ak lekk am na leneen loo xam ne mën nañ ko indil tubaab bi
suñu waxu participation tamit du toujours rek ñun dañ leen di tàllal loxo ñoom rek ñoo ñuy jox ñun ni leen mën a jox à part fecc ak ñu ñam suñu ceebu jën ak yooyu nit ku ci nekk am na loo xam ne war nga participer suñu wootee dara loo xam ne ni par exemple du xaalis wala du ay këyit nit ki aussi mun a présent am na yu bëri yoo xam ne souvent fii dañ koy woote parce que ñun entre africains ñun ñooy mun a maye deret par exemple suñu biir te souvent dañuy organiser ay journée yu mel noonu di nga fa gis yeneen xeet mais doo fa gis mukk sénégalais te suñu nee dañuy maye këyit wala dara ñëppay ñëw te deret boobu ñuy wax souvent da nga fa gis africain boo xam ne day accidenté soxla ko ñuy wër ñu mel ne nit ñun ñoo xam ne dañuy soxla loolu tamit participation la du toujours rek ñun ñooy jël si ñoom nekk dañ fi ay at du ñoom rek ñoo ñuy jox ñun tam dana leen mën a indil parce que nit ki aussi yow yaay njëkk def effort yu njëkk intégration bu njëkk moom mooy jàng idioma bi ba nga mën a lijjantil sa bopp ba pare nag door a mën a suivre parce que même arrigo social loolu lay laaj am nga fi xarit yaa ngi participer ci ay réunion yaa ngi dem ci ay espagnol yooyu yëpp dañ koy laaj avant ñoom ñoo doon ñëw ci kër yi def enquête ndax xam ngeen dugg dëkk ci tel piso ndax ku conflictivo la wala ku bëri problème la wala dara su nekkee rapport bi ci boppam informé bi dafa non favorable doo sax continuer même soo amoon contrat yëpp doo continuer mais comme dañuy dem ci édifice yi di laajte souvent dañ naan diw ak diw de mënuñu leen ràññee xàmmewuñu leen donc dañuy préférer ñu woo nit ki nga toog ak assistance sociale bi mu lay poser ay questions te questions yooyu yëpp mu lay poser di la laaj par exemple mairie Murcia fu mu nekk wala président région Murcia lu mu tudd yooyu yëpp tamit am na importance nit soo nekkee si dëkk nga xam ko wala sa alkaati dëkk sax doo xam fu mu dëkk am na ñoo xam ne kaadi bi ñu dëkk sax ak bari yooyu duñ ko xam donc yooyu tamit ci façon intégration la ba nga xam ne yow yu bëri kii dañuy xam ne kii am na lu mu xam ci dëkk bi ba pare ñu mun a avancer te informé social boobu su favorable même soo amoon a contrat looy munti am doo dem donc ñu góorgóorlu intégration du toppandoo rek ñu ñuy dundee fànn yooyu tamit ci la bokk donc ma jox palabra bi ma jagal si la après nga teg sa wala baa ma jox Marie mu sànni ci kàddu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci jataay bi ngeen agsi fi tey di sant mboolem ñi fi teew ñëpp di jiital ci sant gi le président de l'association Serigne Jamil Diop ak Serigne Madiba Serigne Amadou Jam yi ñu fekk ak Serigne Madiama Sylla soxna yi ñu fab nuyoo bi di ko teg ci soxna maam Fatou Mbacke maam Boussa Mbacke ñu lay jaajëfal bu baax Mbacke gannaaw loolu itam ñi ngi rafetlu kàddu yi fi jot a rot yëpp macha allah muy kàddu yu am solo di nga tàmbale gis kàddu bi Serigne Madi Ba wax ak Serigne Jam yi mooy kàddu yoo xam ne kenn ku nekk war nga ko bàyyi xel bu baax a baax ndax mooy li nga xam ne si mooy jàppandil sunu nekk fii waaye itam mooy li nga xam ne moo ñu boole ñun Sénégalais yi mooy li nga xam ne mooy may doole association bi nga xam ne si moo fi nekkal Sénégal yëpp ci kenn moomu ko dul képp ku ne Sénégalais nga ci nga bokk ca mbir bu ko ñëpp bokkee kenn ku nekk war ngay dox tànki mu gën a aw yoon wala nga di ko wax wala nga di ko xalaat kon kàddu yi ñu fi rotal kàddu yu am solo la nan ko bàyyi xel bu baax a baax di leen xamal tuuti rek ñun ñi nga xam ne si yàlla dogal na xaj na am na ñoo xam ne ñoo leen fi jiitu bi yàlla dogalee ñu tàbbi ci réew mi doonoon ay xale doon seen classe rek parce que man bi may ñëw Espagne à l'âge 19 ans laa fi ñëwee woon moo tuddoon amoon 20 ans sax ci réew mi amoon 20 ans sax booba yàlla dogal ma wàcc fu ñuy wax Malaga bi ma ñëwee samay mbokk la fa fekkoon la ma fekkoon ñuy def itam laa doon def maanaam dama fekk ñuy def vente ambulante bu guddee ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi waaye itam boobu itam liggéey bi ni ñu ko doon defee daanan ko def ak yar daanan ko def itam ak suturaal tubaab yi waaye itam tubaab yi boole itam ñu amoon yërmande ci ñun bu baax a baax ngir la ko waral booba xaj na nit ñi ñuul yi bariwuñ fi waaye nag façon liggéey bi ak façon doxin bi ak façon waxin bi
dana tax yërmande am ci tubaab bi jëm ci ñun ndax booba ginnaaw li ngay jaay da nga ko yor sa loxo mu doon lu tuut nga yegg ci tubaab bi fekk muy lekk nga won ko mu tiim taabalam nga ne ko damay jaay mu ne la nangam ak nangam mu jënd li muy jënd léeg-léeg mu jënd sax ba may la ndax jàpp na ne yow amoo loo lekk léeg-léeg da ngay jaay bañ wàññeeku police yi nga xam ne si ñoo ñuy dàq ci mbedd bi ñoo lay dàq ngay wàññeeku yor sa tànk ñu ne la paysa foo jëm nga ne ko sama kër mu ne la kaay dugg ñu yóbbaale la loolu ko yàgg ci réew mi yàgg naa gis police def ko fii ba tàyyi dugale ci seen oto dem ba sa buntu kër ñu wàcc la ngir am na noonu la doon xoolee daanan dem ci ay feet boo masaan yor sa taabal boo egg seen xeet yépp dana leen fayeeku mais ba mu des nit ku ñuul rawatina sénégalais bi danaan la xoolal foo mën a lal rek nga lal ca booba dañuy lal masala di jaay marché guñ ci masaan dem en général duñu fayeeku dara dañuy lal ba laali dem suñu yoon kon loolu am na nun doon doxe ak ñoom ba tax na ñu amoon yërmande jooju nit doon tax mooy boo masaan ambila ba seen policier bi muy ñëw da ngay daal di jàdd benn mbedd bàyyi ko mu dem à côté léeg-léeg sax danaan la seen na la jarul nga dina daw ñun amul ci yow soxla jàllal bu fekkee da ngay ambila guddi ngay dem ci dëkk boo xam ne dañuy aay ñuy ambila léeg-léeg policier bu la jàppee danaan la fii dañuy aaye ko fi ambila léegi boo nu séenee da ngay làqu wala nga dem ban génn nga soog a ñëwaat xam nga loolu lépp am na noonu doon xoole ngir yërmande biñ demee ba am na beneen génération bu fi ñëw nag foofu nag ki la ñu commencé am ay problème kulpaalu ma ñëpp mais nag kenn ku nekk nin la yare ak la nga xam moom nga indi ci réew mi da nga lal police romb la nga taxaw mu di la xool nga di ko xool mu wóor la ne li ngay jaay marque la dañ koy aaye yow mi jaay amoo kayit fi ngay jaayee dañ koy tere nga xaar ba mu ñëw nga jël sa morsa nga daw léeg-léeg dañuy gis comportement yoo xam ne xaj na amuñu ko woon gisuñu ko woon ci ñi fi njëkkoon a nekk ba commencement bi nit ñi doog a commencé ñëw sax loolu lan lay wax nee na am na benn génération bu fi doog a ñëw boo xam ne si bu nu fi yàggee yaakaar na ne réew mi dana soppeeku fii may nañ fi kayit ba tàyyi boo xam ne da ngay yegg rek wax sa problème ñu ne la déposé xañ na changement yi am na yooyu yëpp am na waaye nag yërmande doxoon na ci diggante immigré yi ak espagnol yi wax dëgg yàlla donte nag yeneen yi tam am nañu fi jànkonteel man bi may njëkkee am fii kayit asile politique laa njëkk a def booba da ngay def ba pare dem Madrid ñu di la fay chaque mois boo demee bu la fayee nga dem jënd ko bagage ñëw di ko jaayaat ñu it ñuy xool ne lii mënul si jéewee parce que kenn ku nekk war ngay bàyyi xel sa ëllëg ñu ne kat ñun ay sénégalais lan waaye nag ay nit lañ yoo xam ne nit ñu nite la nit ñu waaye ne dañ noo yar kon war noo seet beneen façon liggéey ñu commencé di liggéey ci tool yi bi ma bàyyee njaay man njaay yàgg ma ci ambulant bi maanaam mën naa la ne 1 an laa ko def ma ñëw di liggéey ci ay tool fi ma tubaab bi ma njëkk a waxal ci benn baar laa ko fekk muy borom entreprise bu mag ma ne ko man maa ngi def lii mais liggéey laa bëgg mu ne ma ñëwal ma jël la nga liggéey booba ma dem fa mu jël ma liggéey ci Kajo Sadi Segura gi nekk naa fa man donc di fa liggéey ba indi fa presque 40 Sénégalais yoo xam ne ñoom ñëpp maa leen seef ñuy liggéey te kenn amu ci kayit biñ demee ba am na xale yoo xam ne itam na may wax rek ne fenn fu nekk am na ñoo xam ne dafa indi yeneen jikko am na ñoo xam ne ban fa indi yeneen jikko itam la daal di cordiation di ñëw foofu dàq ña fa doon liggéey ñëpp entreprise bi borom entreprise ñu jël ko def ko benn multa heureusement ba léegi damay jokkoo ak moom ma jóge fa ne kon naa dem ci marché yi jënd sama oto ñëw Murcia di commencé di jaay marché ba yàlla dogal ma ne njaay mi kat ñi ngi ci waaye nag kenn ku nekk war ngay xool sa kanam nga fexe sa avenir leneen loo xam ne si mooy ëpp njaayu marché ci lan lijjanti ba ubbi benn bitig ma nekk fekk ko ñu wax Modou Mbeng ba léegi ñoo bokk liggéey ñoo ànd liggéey mu nekk ci place ñu ànd liggéey ba yàlla dogal mu nekk ci place ba mu ubbi benn agence de voyage ci laa nekk kon loolu itam nañ koy bàyyi yàlla xam ne bu ñëwee fii war na ne faire avancement bi mooy ñuy jéem a roy ci tubaab yi seen nangoo liggéey seenu ñàkk a yàq seen fonk li ñuy def gëm ko te loolu rek mooy tax nit ki am avancement ci kanamam
kon loolu war nañ cee góorgóorlu bu baax a baax bu loolu jàllee nag comme ni ko Dia waxee nii intégration doonul ne da ngay seet tubaab yi rek lépp lu ñuy def rek nga ànd ci ak ñoom déedéet dafa am loo xam ne si dafa mënta ñàkk ñun ñu jël ko ci ñoom ànd koog ñoom di ko dund loolu moom la Dia wax di jëruma di ko répété kenn ku nekk war nga ko bàyyi xel bu baax. man avant may def dara damaa dugg école di jàng espagnol di taxale ba xaw a mën a lire tuuti xaw a mën a bind tuuti loolu moo ma may lii ma am tey nekk sama entreprise jël ab tubaab contratar ko di nga fay boole seere sama liggéey loolu moo ma ko may damaa ñëw am lu ma jël ci ñoom gëm ko xam ne lii bu ma ko defee lii mën naa ko am ëllëg kon loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñi nga xam ne si ñi ngi fi doog a ñëw ca tool ci war koo def kon loolu lu am solo la ñu ànd ci liggéey bi nga xam ne si mooy association sénégalaise yi nekk benn parce que itam mbooloo mooy doole comme ni ko maa di waxee fii tey ku fi ñëw ku ne bu ne la Murcia gi 100 sénégalais ngi fi da nga naan déedéet nuru ko sax te ñaata sénégalais ñoo nekk Murcia lu demee nii am tey au moins waroon na noo salle bi waroon na fees ba nit ñi taxaw ci bunt bi loolu mooy parce que bu ñuy wax ñi teew ñi ngi nuy dégg xañ na liñ bëgg moo tax ñu ñëw mais ñi teewut nan lañ leen di def liñ seen message bi kan moo leen koy jàllale fan leen koy déggee loolu mooy suñ problème mais nit ñi dañoo war di bokk ci association yi bokk ci daayira yi ñun ay sénégalais lañ kenn ku nekk am na tariixa boo bokk am na ay daayira fii ak boo man di bokk à part ça sénégalais bi nga sénégalais ñi ngi fi ñoo xam ne association bi sénégalais ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci am soxla demal nga wax nga dem ca président ma nga laaj ko am naa problème sàngam danaa la teg si yoon mais ñun bala ñoo dem dañuy dem ba jaaxle danañ dem ci tubaab bi danañ dem ci naar bi danañ dem ci bu demee ba xamul fu ñu jëm soo ko dem ci sénégalais bi fekk la nga doon lijjanti waroon naa mën a yomb boo ko jaarul fa nga war a jaare boole koog yeneen yi ci biir nga xam ne ñun yàgg nañ koo dund yàgg nañ koo gis waaye nag lépp sax boo koy wax sax danaan da nga bëri wax waaye dañ gën a góorgóorlu bu baax gën a jàppante bu baax mag ñi ñu jox xale yi cër respecté leen waaye ndaw yi itam ñu jox mag ñi cër respecté leen bu baax a baax loolu daal bu ñu ko defee incha allah lépp lu ñu bëgg wala lépp lu ñu yóotu dana ci jot bu jàppandi mu sedd guy boo xam ne si du am benn jafe-jafe kon ñu ngi jégalu ci kàddu yi rek dañuy bañ a guddal lu ci dëng rek ci ñun la waaye lu ci jub ci sunu borom la kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf kàddu yi rafet na léegi ñu continuer waxtaan bi rek jox parole bi Serigne Madiama Sylla moo tax mu am lu mu ci sànni. salaamaaleykum di leen nuyu yéen ñëpp ku ci ne ci sa tur ak sa sant nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñi teew fii ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci teewaay bi ndax xam nañ ne dëkk bari na ay xat-xat jot amul kon yéen ñi bàyyi seen i itte bu ngeen ñuy see woote wi war nañ leen cee sant ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di ci sànni ay kàddu rek ndax bu kilifa yi xasee wax sax du yoon ñiy wax waaye buñ ñu joxee digal ñuy wax faaw ñu wax moo tax ñi ciy wax waaye du question yi dañ cee gën a rafetul xel wala dañ cee kii la waaye da di comme dañ gee taamu ñu sànni ci kàddu faaw ñu def ko fii gars yi daanee rek fi laay jëlee mooy affaire intégration bi ñuy wax ci dëkk bi ndax ab intégration bu mënta ñàkk koo xam da nga fee nekk te yaa fi indi sa bopp wante xamoo kañ nga fiy jóge te waa réew mi ñoom woowuñ kenn ñëw leen ñun ñu fi ñëw ñëpp ku fi ne yaa fi indi sa bopp loolu moom dafa war a leer mi ngi mel ni nga dem kër buur dañ ne buur boo demee kër buur da ngay nangu mu teg lay tànk tubaab yi il fallait que ñu nangu intégration bi nangu ñu teg ñu ay loi ndax ñoo leen fekk si woowuñ ñu te comme ñun ñëw nañ waaye xamuñ kañ la ñuy dem dinañ fi yàgg moom dinañ ko def kon am na solo ñu jéem a xool li nga xam ne ni ay sart la yu ñuy teg waa réew mi fi dëkk te ñun ñu ñëw fi bu ñu xasee dugg rek ñoom dañ ñuy jàppe ne fi lañ dëkk ndax comme sart yooyu séparé wuñ ko bu ñu ñëwoon sart immigré la wala ak sart waa réew mi su boobaa ñu ne dañ ñuy wax xaaj mais loi bi benn la ci immigré bi ak espagnol bi fi juddoo yaroo fi kon am na solo ñuy jéem a xool sart réew mi du ma ni mën nañoo def lépp ndax yombul mais liñ ci man ñu jéem ko di ko tegoo di ko rafetal nekkin bi fii ci
ci fànn yëpp maanaam ci fànn yëpp lépp loo xam dañ koy tere boo ko mënee bañ a def moo gën boo ko mënee xëy na nag léeg-léeg nit def loo xam ne nii ñàkk pexe moo tax mu def ko waaye bu amoon leneen du ko def ba tax na kon lu mel noonu comme ku mel ni Madi ak Jamil nga xam ni yéen la yàlla jiital ci suñ kanam ñun sénégalais yi fi nekk di ay ndaw ak ay magit ñoo xam ni ñu ngi ci dëkk bi waaye yéen la yàlla jiital ci kanamu sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo fi mujjee ñëw dañoo soxla ku ñu dimbali ci fànn yëpp te ndimbal loolu ñun mënuñu koo dem wuti ci tubaab bi direct parce que li Madi wax léegi boo demee tey ci président commune Raw Murcia bi da nga koo soxla doo ko gis nga dem ay ntumente ba alcalde bi de recevoir biñ la jox dara li nga mën a def mooy dem ci ñii yéen na ñun dañ leen tàllal suñu loxo bëgg ngeen dimbali ñu ci fànn yëpp ndax bëri nañ ay problème bëri ay soxla te ci yéen rek la mën a jaare saafaraw ndax yéen la tubaab bi xam yéen a dox suñu digganteeg ñoom suñu problème yi ci jiitu nag mooy ni ñuy nekkee ci dëkk bi intégration bi bëgg nañ ko du question ne dañ koo bañ a def mais bëgg nañ mais dafa xaw a am lu tax mu xaw a jafe tuuti loolu nag moom bu ngeen ñu dimbale woon yaakaar naa tamit boobaa dina xaw a yomb tuuti mooy ni que nekkin bi nit bu nekkee ci dëkk faaw mu dund faaw mu dëkk ci kër faaw mu liggéey te bu fekkee ni dafa am jafe-jafe am këyit ñu ne ko amul këyit doo liggéey ko amul këyit doo jaay te bëri na ñoo xam ne mënuñu am ay këyit am na ci yoo xam ne infraction yoo xam ne ñoo koy def ñun mooy tax loolu di ñu dal mais des fois tamit mu am ay problème yoo xam ne xëy na ki koy def ñàkkoon a am information avant muy dugg ci loolu moo tax mais bu nee cëpp ci dëkk bi rek boo xamee ni lii bu ko defee mën na fee am 20 ans du lijjantiku du ko def wala man boog am na loo xam ne ni tey lu bëree bëri su ma ko xamoon ci njëlbéen bi ma fi doog a ñëw du ma ko def te yaakaar naa bëri naa ci ay morom kon yoon la association bi ngeen ndimbal li mooy di bañ rek bu assemblée générale amee ñu dajale sénégalais yi wala bisu indépendance wala leneen mais daje bi di bëri doon ay waxtaan yoo xam ne dañuy yee nit ñi di joxe information di wax ne lii ak lii de ko mën a bañ a def moo gën lii ak lii mais bu fekkee association bu ñuy daje assemblée générale la ñuy daje wala lu mel nii at ba at lay am tamit nit ñi dañuy manqué information ku ne sa ruq ngay toog rek doo xam di def loo xam ne ni yow xamoo ko mais jàpp naa ne bu daje bi bëri woon daal yéen njiit yi di indi ay information ci tubaab yi di ko teg ci loxo gars yi bu dégg bëccëg dëkkal ko ci nopp yi xëy na yu bëree bëri dina wàññeeku wala ñi nga xam ne xas nañ am problème yooyu dinañ ko am mais ñii doog a ñëw dinañ ko mën a moytu kon loolu ñu ngi leen koy ñaan yéen nga xam ne yéen la yàlla teg ci kanam ngeen dimbali ñu ci xool nu ngeen ñu ci gën a mën a jàppale leneen la ci des mooy sama naataangoo yi tamit ñu nit am na comportement yoo xam ne ci ñun la ñu changé ko sama bopp nag laa koy commencé li may wax ci ñun la ñu jéem luñ ci man ñu changé ko jéem a xool naka la ñuy rafetale nekkin bi ci dëkk bi suñ digganteeg waa réew mi ak suñ digganteeg tamit kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiital mooy ku mel ni Jamil Madi ñoom sëñ Malick ak ñoom ku mel ni sëñ Dan nga xam ne ñun fi lañ leen fekk te bu ñu leen fi fekkee ñoom yàgg nañ fi problème yi ñuy am ñoom amuñu ko woon kon loolu ñun suñu bopp ñoo war a seetaat suñu bopp nangoo toppante déggal mag ñi di leen laaj xalaat di waxtaan ak ñoom yaakaar naa loolu bu ñu ko dee def suñu njariñ rek lay doon ndax ñoom li ñuy am nañ ko ba pare ñun bu ñu ko defee dinañ jariñ ñoom ci seen xam-xam ak expérience bi ñu am ñoom bu ñu ko deful it dañ koy perte te ñoom loolu du leen wàññi dara kon li may ñaax ndaw ñi mooy ñu topp ci ginnaaw mag ñi déggal leen def leen ay kilifa comme ñun suñ kilifa yi sori nañ ñun lu ñu xewle ñii la ñuy gis bu dee kuy tudd doom ñoom ngay gis bu dee kuy ñaan soxna ñoom ngay gis bu dee leneen ñoom ngay gis kon ñoom ñooy suñuy kilifa ndax suñuy kilifa sori nañ moom li nga mën mooy wax woo leen téléphone mais bu dara xewee ñu teew moom mag ñii fi ne ñoo ko man kon mag ñi ñooy suñuy kilifa nañ leen jox ay cëru baay cëru nijaay topp seen ginnaaw bu ñu ko defee daal àndandoo yaakaar naa lépp luñ bëgg mën nañ koo man ndax mbooloo mooy doole loolu la ñu amoon kàddu yuñ ciy sànni rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. waaw asalaamaaleykum balaa ñu jox Madi muy conclure rek parce que affaire bi dafa am temps parce que deuxième carla bi normalement 7h30 la war a doon te ñu ko war a def ñëw nañ ba pare war a si nekk ci affaire bi bien daal ak alkileer bon ñu sant si ñaari kàddu yu ndaw rek balaa Madi di jël kàddu di ko tëj comme ni ko ñëpp waxee rek muy sunu nekkin fii ci au niveau de la région de Murcia ci dëkk bi. man damay wax ne mag ñi nga xamante ni ñoo sanc Murcia di suñu ñoom Papa Dan ñoom Papa Malick ñoom Papa Moustapha Lo ñi nga xam ne ñoo jiite dëkk bi sanc ko ñoom jàll nga nu ñu koy waxtee wàcc nañ seen jaan wàcc na li ñu waroon def yëpp def nañ ko ndax li ñu waroon def mooy fexe ba nga xamante ni tubaab bi fii au niveau de Murcia fonk nañ sénégalais
xam nañ sénégalais nit ku baax la xam nañ ne sénégalais nit koo xam ne liggéeykat la xam nañ sénégalais nit koo xamante ne nii nekkul nit ku problématique ñun ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ñëw mujj ci dëkk bi ñëw ci dëkk bi changement yu bari yi am yëpp si ñun la amee kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ci suñu nekkin gën a góorgóorlu tegaat suñu bopp ci conditions yi nga xamante ni moom la dëkk bi maanaam loi dëkk bi tegoo beneen bi ci des dañuy woote rek pour ñëpp ñu góorgóorlu jàppwaat nekk benn parce que ci booloo boobu ñu nekkee benn ci lañ mën a am force lépp lu ñu xam loo xam ne mën nañ ko songu nañ ko rek dinañ ko daan fi mu toll nii jafe-jafe yi bari na ci wàllu këyit jafe-jafe yi bari na ci wàllu liggéey mais association sénégalais bi boo xamante ni depuis 1992 la judd te bokk na ci association yi nga xamante ni actuellement au niveau de Moursia budul premier di deuxième association boo xamante moom la AUNT Minté bi gën a reconnaître loolu nag ñun ñoo ko mën a valoriser AUNT Minté bi xam na ko région bi xam na ko mais ñun sénégalais xamuñu ko kon bu ko defee ñu gën a góorgóorluwaat jàppaat comme ni ko sëñ Malick waxee sànq rek yaakaar naa salle bi bu fekkoon sénégalais yi nekk au niveau de Moursia waxuma la ñëpp mais xaaj bi rek ñëw nañ fii duñ fi xaj te mbir mu nekk yaay ku nekk da ngay yaakaar ne mbiru association bi bureau bi moomuñu ko président bi moomu ko Madi moomu ko Ndiaw ñoomu ko keneen moomu ko ñen ñoo ko moom sénégalais yëpp ñoo ko moom activité bii ñuy def tey boo gisee ñu def ko du dara parce que association bi day dundee benn subvention boo xam ne AUNT Minté moo koy jox chaque année te AUNT Minté bi bu la joxee subvention day taxaw ubbi bëtam di la xool lan ngay def kon il faut ñu def ay activité kon activité yooyu bu ñu ñëwee tey ji fekk fi ay nit ñu bëri dinañ ñu gën a mën a valoriser au moins tey conseil xalaat bi ñëw na fi wax dëgg yàlla fekk na fi ay nit yu buñ bëriwul tam nit yoo xamante ne nit yu ay kilifa yoo xam ne teew nañ ci dëkk bi dina xam ne dina wóolu bu demee dina am tey lu mu nettali mais daal en grosso modo pour bañ a guddal ñu gën a jàppat association bi xam ne mooy suñu doole ñun ñëpp comme ni ko gars yi waxee ak daayira ñun ñëpp ci daayira lañ bokk mais daayira mënu ko def association ethnique mënu ko def mais association bi nga xam ne moom lañ bokk ñun ñëpp nga xamante ne ni benn kàddu ko porte boo ubbi boo taxawee ne association des Sénégal ñu taxaw ubbi la porte déglu la kon loolu nañ ko gën a valoriser waat gën a góorgóorlu jàpp ko pour mën a gën a li nga xamante ne moom lañ bëgg ci réew mi yëpp buñ ci mënul am 100% au moins les 75% ñu mën ko atteindre loolu daal laa ci amoon di ko sànni bu ko defee jox maa dama clôturer incha allah rabi bu ko defee public bi après luñ ci am yëpp voilà donc du ma clôturer quoi c'est juste wax ak nit ñi rek def benn résumé bu ndaw comme dañu nekk su fekkee am na nit ñu bëgg a poser question si mu mën a poser question donc comme li ma ko waxee sànq te ñun ñëpp ñu bokk wax ko dañ fi dajaloo parce que dañu doon célébrer suñu anniversaire u dëkk célébrer nañu suñu anniversaire dëkk vraiment def ci liñ si war a def ñaan si liñ si war a ñaan yëpp léegi li ñu bëgg mooy gën a dooleel suñu association parce que gëm nañ ne moom mooy li nga xamante ne mooy suñu syndicat mooy li nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp tënk ñu te nga xam ne lépp lu ñuy wuti ci administration bi ci moom rek la ñu mën a jaar ba am ko te tey ay nit a koy yor suba yeneen i nit a koy yore yenn saa da ngay dem ba da nga naan lu tax duñu toog rek bàyyi ko parce que comme nit ñi dañuy foog ne kii am na lu ci nekk ak leneen est-ce que duñu toog rek bàyyi ko association bi tas ñu xool mais boo xoolee tey Alicante bi fa gars yi ñëwee di def révision liste électorale gars yi demuñu Alicante de Alicante dañ ko tëb xamu tax ñu tëb ko amul association dañ ko tëb ku dëkk Alicante bu bëggee def révision day dem ba Madrid ku dëkk Alicante bu bëggee def passeport day dem ba Madrid ku dëkk Alicante am soxnaam am doom da koy boot dugal ko ci oto rang ak moom ba Madrid pour defaral ko c'est parce que am nañu association boo xam ne même buñ ko fulaalul mais moom moo tax ñu au moins suñu relation ak autorités yi ba nga xam ne autorités bi ñu leen wooyee ñu ñëw fii donc ma bëgg nit ñi ñu gën a xam ne daal lii ñu am nii du ñëpp ko am déedéet du ñëpp amuñu ko booy wër tey soo duggee ci internet bi def association sénégalais bu Moursia ngay gis ak bu Biskaya parce que bu Biskaya moo nekk di def liggéey bu rëy fu mu nekk nii. donc vraiment ñu gën a jàppale suñu bopp jàppale suñu association nga xam ne ku nekk dina si gis boppam waxtaan yi nag war na gën a am mais waxtaan yi sëñ Madiawa la plupart bu ñu ko wootee nit ñi di ñëw moo dul bari ñii di ñëw rek ñooy ñëwaat sëñ Adama Ndiaye moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax parce que lu tax ñu koy nuyu heure bu ñu wootee day ñëw ba pare bu tubaab yi wootee loo xamante ne ci ñun la jëm parce que parfois tubaab yi ñu ngi woote lu bari loo xam ne ci ñun la jëm tubaab bi ñu ngi woote ay marche yoo xam ne c'est pour que ñun ñu may ñu ay kayit tubaab bi am na kayit ba pare tubaab bi soxlawul kayit tubaab bi mi ngi woote ay marche yoo xam ne pour suñu mbokk yi ñu faat ci Madrid tubaab bi ñu ngi woote ay marche pour suñu mbokk yi nga xam ne des nañ ci géej
tubaab yi ñu ngi wootee marche pour nit ku ñuul bu ñu néewal doole ay policiers néewal ko doole ci benn dëkk wala affaire mais bu ñu ko defee fii ci Murcia la plupart Adama Ndiaye ngay gis loolu aussi day dem ba nga xamante ne dañuy xalaat ne nit ku ñuul ki moom yëgul boppam moom jaayam rek la moo ko soxal te dañ la koy wax sax tubaab yi boo demee si ñoom dañ naan yéen moom jaay rek leen soxal leneen soxalu leen quoi même ci centre yi nga xam ne la ñuy denc boo yi di doog a ñëw centre yi bu muy doog a commencé ñoom Omar Thiam ñoo ci nekkoon ñoom Sow ñoom ñoo ci doon liggéey mais sénégalais boo fa dugal bu fanaanee ci centre bi ñaari fan day bàyyi centre bi bañ day bañ centre bi dañ leen doon jox 10 euros suba 10 euros ngoon jox leen kër bu ñu dëkk 10 euros sur 10 euros ngoon sénégalais dañ doon daw bàyyi centre bi dem dëkk ci kër yi di xat-xatloo dëkk ci suufu lal yi moo leen gën a nekk ci centre parce que fa ne bi ñu nekkee ci centre bi dañuy ñibbi quoi looloo tax ñu doon bàyyi centre dañ doon am 10 euros suba 10 euros ngoon dëkk ci lal yow kenn di la jox lekk di la jox naan ba pare nag léegi ñoom ñuy daw dem dëkk ci kër yi xat-xatloo donc sénégalais il faut que ñu gëm ne mbooloo mooy doole il faut que ñu gëm ne il faut que ñu ànd ñun ñëpp pour que ñu mën a peser ci balance bi ci suñu wàll nag ci Sénégal parce que keroog boo gisee bi booy bi gaañoo Madrid yuuxu nañu jooy nañu def nañ li ñu war a def ci suñu consulat bi yuuxoo nañu ambassadeur bi saaga nañu ko def nañ lépp mais loolu du ko faj parce que loolu lu spontané la loolu loo xamante ne dafa am ci tàng-tàng bi rek nga def ko ci tàng-tàng après jeex na 2 jours après dafa am marche fii ci Murcia marche boo xam ne ay tubaab ñoo ko organisé conseil xaria yi ñoo ko organisé benn nit ku ñuul moo fa nekkoon njaw benn nit ku ñuul moo fa nekkoon njaw kese moo fa nekkoon donc loolu yow mun leen ngeen jooy fële ngeen saaga fële ne dañ ñu yàpp dañu rey suñu doom nangam ba pare kenn ci yéen génnul ci manifestation yi bu la neexee nga ne yëguma ko mais c'est que manifestation yi fi jaar moo bari benn mën nga ko bañ a yëg wala benn mën na fekk doo am jot wala benn mën na dajeeg sa heure liggéey mais dafa am loo xamante ne yow mi am kayit du yow yaa tax ñu koy def mais yow yaa koy def parce que kii di ñëw Jamil mooy président association Sénégal am na kayit mais kii doomu ndeyam la te mi ngi doog a ñëw ci gaal yi la jaar te xamu ko woon donc boo koy def da nga koy def parce que ñii di ñëw ñooy sa mbokk ñooy say jarbaat ñooy say dëkkandoo ñoom ñooy nit yi nga xamante ne moo tax nga koy def mooy li ma la wax sànq rek nit ku ñuul su amee lu mu am États-Unis c'est pas parce que Obama moo ko xeex ay nit ñoo ko xeexoon ba nga xamante ne tóor bi moom la Obama dajal jël ko donc ñun aussi nañu fexe ba góorgóorlu fii ci dëkk bi ñu nekk du dëkk boo xam ne dañ ñoo sonal bu dee dëgg moo nekk yàlla kenn sonn lu ñu Murcia sonn lu ñu des na nag lépp matul des na mais ñun suñu àndee manko war nañu mën a am leneen lu ëpp loolu parce que jox nañu respect association de Sénégal ndax fi mu jaar mais aussi jox nañu respect sénégalais parce que sénégalais aussi du ñu ay nit yu bari problème fii ci Murcia vraiment du ñu ay nit yu problème parce que ñëpp ni ñu ko waxee mag ñee fi jiitu woon te mag ñi vraiment mus kenn xamul leen problème amuñu sax antécédent policier kenn si ñoom amul antécédent policier wala antécédent pénal def nañ seen liggéey ñun suñu génération moo tax tey ñu invité Messa bii invité génération Malick sama génération ñoom Jamil ak ñoom Madiama pour que ku nekk nga wax lan mooy sa problème yan mooy problème ngeen di jànkoontool tey problème bi ëpp mooy problème mu këyit beneen problème bi ci topp mooy liggéey mais liggéey ak këyit yëpp est-ce que xam nga ne ñun suñu àndee suñu biir mën nañ ko may suñu bopp mën nañ ko may suñu bopp te tubaab bi duñu ko may mën nañ ko may suñu bopp mais suñu gouvernement duñu ko may te boo waxee rek ñu yekk musiba bu nekk suñu gouvernement amul solo suñu gouvernement Sénégal la toog amul solo mais ñun suñu bopp ay borom chance lañu tey ku yàlla génnee Sénégal nga nekk ci biti mën nga jàppe sa bopp ne yow borom chance la parce que koo xamante ne fi nga nekk di nga fa am dara ba oomal ba am loo denc yaa tane ki nga xamante ne fee mu ngi daw rek mën na am sax du am sax xëy mais ñun ñu ngi am dara lu tax li ñuy am mënuñu ci génne idée parce que benn tubaab bu yore école amu sal nee na ma yéen ay entrepreneur nee ngeen yéen da ngeen judd rek nekk entrepreneur parce que ku ñemee jël géej gi dugg ci gaal di ko def rek am na fitu entrepreneur am nga fit mooy kooku xam ne yow ragaloo perte ki ragalul perte kooku mooy entrepreneur donc lu tax mënuñu dajaloo man ak Cheikh Seck waruñu nekk xarit parce que mënuñu nekk xarit parce que jubóowuñu mais suñu jubóowul mais mën nañ bokk entreprise parce que sama 1000 euros la ak 1000 euros Cheikh Seck du man ak Cheikh Seck sama 1000 euros ak 1000 euros Cheikh Seck bu nekkee entreprise assesseur bi su at bi jeexee day calculer ne entreprise bi kat dafa daanu Cheikh day perte man ma perte mais bu gañee danaa entreprise bi kat gañe na Cheikh day am 20 euros man ma am 20 euros mais xam nga kooku bu la neexee doo leen nuyonte seen jabar du ñu demante doo dem këram du dem sa kër parce que yéen ñaar këyit moo leen boole donc war nañ mën a ànd booy bu nekk man fii ñu ci bari gis nañ ma dama grand naa la jox 3000 nga defal ma këyit man xam naa ci tonu nit bi ma koy njëkk a dégg ganayee moo ma ko def dama ko ne danga ma bëgg a tëjlu sama place temps damay jaay ganayee bi ñëw ne ma am naa ñaari nit dama lay jox 6000 euros nga defal ñu këyit man ko dama bëgg a tëjlu man mosuma gis 6000 nga bëgg ma jox 6000 pour ma defal ay këyit danga may tëjlu mënuma ko mais booy Sénégal yi chaque jour ñu def ko mais pourtant 10 Sénégalais yu yore seen 3000 kenn ku nekk ne dama bëgg a defal la nga jox la 3000 pour nga defal ma kayit non man grand naa kayit bi génn rek man naa fayal sama bopp mën naa la jox 3000
mais tax doo jël 3000 boobu boole ko 3000 kële ak 3000 kële bu nekkee 10 30 000 la amul benn société boo ne 30 000 lañ koy créer gars yi bañ 30 000 la ñuy créer société bi moom mooy suñu capital kenn du ko bañ même bu 10 ñëpp amul kayit mais 5 yi dinañ am kayit parce que dañuy liggéey ci biir société bi te fekkee ne te 10 ñëpp li ci gën a garaaw mooy 10 yëpp ay jaaykat lañu 10 yëpp ay jaaykat lañu benn marchandise la ñuy jaay ñoom ñëpp sac la ñuy jaay ak ceinture ak dàll LTIE lañ koy jënd te 30 000 euros bu ñu demee LTIE ñoom ñooy wax chinois bi li ñu bëgg ñoom ñooy wax chinois bi li ñu bëgg ba pare di ko jaayal seen bopp di ci am bénéfice di ci am seen kayit donc daal nañu xool ne war nañu mën a liggéey te bu ñu wootee nit ñi nañuy ñëw parce que problème yi am yëpp ñii dul ñëw la ñii di ñëw nii du ñooñu ñooy am problème ñii di ñëw nii macha allah yàlla yàgg du ñoom ñooy am problème ñii ñëwul ñooy am problème mais nan la ñuy fexee ba mu yegg ci ñii ñëwul loolu moo am solo donc pour bañ a guddal su fekkee am na ku bëgg laaj dara mu laaj ko lu jëm ci association bi nañ lay liggéeyee comme ni ñu ko waxee 92 lañ ko créé bi ñu koy créé ñoom daan ñoom Malick ñoom Mbengue ñoom ñoo ko créé woon Cheikh Assane Dieng mooy rakku Maou Samba Dieng kooku moo doon président association bu njëkk Mamadou Mangassa moo ci topp après man après Amadou Sow après Khadim Sey après Jamil association bi nan lay doxee xaalisu Ayinto Mento bi lay doxee Ayinto Mento du joxe xaalis tant que yow defaruloo projet ba pare projet bi da nga ko naan man dama am local bi maa ngi fay 400 euros 10 mois yi 4000 la 2 plus 800 2 mois yi stop muy 4800 mu ne la waaw local bi di nga ko ci fay nga ne ko damaa bëgg a def benn journée africaine mu ne la journée africaine bi 500 la nga ne ko damaa bëgg a fay ndox ak courant mu ne la ndox ak courant ñaata la 600 loolu la lay jox pour nga fay ci salle bi fay ci ndox ak courant fay ci affaire mënoo ci fay leneen donc tant que sénégalais gëmuñu ne lañ lay jox c'est juste pour nga def li la Ayinto Mento bi wax du ñu dem te Ayinto Mento bi ku jàpp goro buur bi Indagaren mooy goro buur bi dañ koo jàpp ndax dafa luubal xaalis Domenico Rato ministre la woon économie am xaalis dañ koo jàpp ndax dafa luubal président dëkk bii ñu nekk nii dañ koo jàpp ndax dafa luubal donc xaalisu Ayinto Mento xaalisu commune la autonome nit mënu ko luubal di dox ci mbedd mi mënul nekk kenn mënu ko luubal mais xel bu ñaaw ak loo xamul mooy andi nit di wax yenn wax yi mais nañu gëstu te comme dafa neex dafa am xaalis wala dañ koy luubal kaay dugg nga ñëw luubal nga ñëw wut nga ñëw am parce que ñun ñëpp xaalis la ñuy wut comme am na xaalis kaay dugg ci biir nga def ci nga am ci xaalis bi moo gën ñeneen di ko am Ayinto Mento association bi mën na sax liggéey loo nit am na ñoo xam ne association bi moo leen liggéey loo wutal leen contrat defal leen kayit ñu am kayit association sénégalais am na yoo xam ne moo leen defal kayit donc association mën na continuer ba léegi di defal kayit mais damay defal kayit Matar bàyyi Mohamed damay defal kayit Adama Ndiaye bàyyi Adja du ma ko def donc benn kayit laa mën defal wala ñaari kayit laa mën defal ma bañ a defal benn toog mais bu fekkee ne nag Adja day nekk ci association bi chaque jour suba ak ngoon guddi ak bëccëg fu ma ko soxlaa gis ko fu ma ko def ci bureau bi kan moo fay nekk moom moo fay nekk bu may defal kayit dama ko koy defaral du ma ci ragal dara dama ko koy defaral mais donc daal li am solo pour bañ a guddal mooy nañ jàppoo gëm na ñun mën nañ defaral suñu bopp lu ñu tubaab bi defarul mën nañ defaral suñu bopp lu ñu suñu réew defarul mën nañ ko defaral suñu bopp jërëjëf. su nekkee am na loo xam ne am na ko bëgg a laaj dara wala bëgg a leeral dara ñu jox la waaw soxna amul micro soxna Mariama am na micro kii rek non laaju mu nga taxaw nii waaw mën nga taxawal da ngay jàkkaarloo gaay wala waaw salaamaaleykum mbooloo mi daal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi Malick Dieng ñu ngi nekk jëwriñ ci kër Serigne Touba topp bi waaye di nuyu bu baax Jamil mi nga xam ne mooy président association bi mën naa ne donte sénégalais lañu war a teew fii saa bu ñu wootee jëmmam gën nañu fee teew loolu ndax jël ak worma ak fonkeel ak sonn bu muy sonn ci ñun te loolu beraluñu ko ñun kese képp koo xam ne sénégalais nga nekk fii ci région Moussa notaal nga ci moom disponible ci yow ba saa boo soxlaa mu taxaw ci loolu yëpp ak coono la waaw kon bu wootee donte daa woote woon ba Bandiagara sax war nañoo déplacé wu fekk ji ko rawatinaa muy woote ci loo xamante ne nii ñun ñoo ko tax a jóg parce que ñi wax ñëpp wax nañ ko ci biir wax nee nañ moom yor na kayitam keneen yor na kayitam keneen ak keneen kon ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi te seen situation demeewul noonu boog wala amaguñ li ñu bëgg lépp ñoom ñoo waral jataay bi
mu mel ne li ñu wax lépp ñun dañ koy naqarlu ndaxte fii waroon naa fees ba ca mbedd ma ndax ci suñu intérêt rek lañ fiy waxee te kenn fayeekuwuñu kenn wax bu ndoxataaluñu kon ñëpp waroon nañ fee mën a daje. ginnaaw bi ñu leen santé ba pare nag suñuy laaj ñun benn question rek laa am dafa mel ne Madi moo ko junj ci ay waxam di wax ne fukki sénégalais wala juróom bu kenn ku nekk defee 3000 euros nangam parce que man idée boobu amoon naa ko doon ko proposé waa Las Torres ne leen da ngeen di fexe dajale def ko genre natt boo xamante ni da ngeen koy def ci seen ay compte di ko moowee pour kenn ku nekk di ci man di génne papier te ba léegi loolu day lu am solo ndaxte bëri na fa ma dëkk man laay waxal muy Las Torres bëri na ñu fa nekk ñoo xamante nii yoruñ këyit te loolu mooy première bi nga xamante ni moo mën a faciliter nit ki ak nekkam fii parce que loo bëgg a def rek te yoroo résidence du yomb pour nga def ko léegi ci ban anam lañ mën a jaar pour mën a def loolu daal laa bëggoon ñu leeralal ma ko man pour ma mën ko yóbbaaleel Las Torres ga ma jógee ci ban anam lañ mën a sukkandiku pour def lu mel noonu ndax fii Murcia ku nekk xam nga ne yéwénuñ lool ci autonome contrat yi taxul mu demee noonu kon léegi bu ñu demoon ba am benn 10 personnes yu dajale seen ay 3000 euros teg ko bëgg a taxawal dara nan lañ war a mën a def bu mën a taxawal loolu ginnaaw loolu sant ngërëm rek ak di leen jaajëfal yéen ñëpp tey sàkku képp ku nekk rek fa nga jëm nga yóbbaale fa ne nit ñi nañuy teew bu moo teetee jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant waaw ñun nag si gaal yi lañ jóge nii quoi yàggul dara ñoo ngi doogee egsi waaw yéen a ñu dalal waaw bon ñun dañuy laajte rek xam nga boo ñëwee si dëkk tamit fekk fa ay nit dafa am ñoo xamante ne ñoo la war a teg si yoon mais man dama jàpp boog pour man bon si sama xam-xam bu gàtt association comme par exemple tey autorité espagnole yi ñoom dañuy joxe seen xaalis ñu ñooy proposé activité bu ñu waral si seen xaalis parce que man dama jàpp ne instant yi nii bon lii neex na trop mais lii benn yoon lay am ci at bi mais man je propose que comme ñun ñi nga xamante ne ñu ñoo soxla gën a soxla intégration parce que ñu ñoo ngi doog a ñëw normalement waroon ngeen mën a def ay atelier yoo xamante ne nii xaalis waa ji bu ñu parce que tamit tubaab bi bu joxee xaalisam ne la fi nga koy dugal comprendre nga loolu du am sens mais yow bu fekkee yooyu ay proposé ne ko instant yi nii xaalis bi joxat ñu instant yi fi nga ko war a dugal ak fii pour intégration ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi doog a ñëw dégguñu langue bi parce que moom mënuñu wutal professeur ñun rek ñoo mën a wutal suñu bopp professeur te loolu si keesu association parce que man dama jàpp ñun ñëpp ay sénégalais lañ sénégalais moom ku koy amal njëriñ la xam quoi ak foo xamante ne bu fa demee mën na ko gis boppam yaa ngi comme xalaat tey nii man su ma ñëwee si association bi bon association bi boo xoolee foofu sax la gën a utile ak kër sëñ bi wala kër tey parce que foofu diine mooy boole nit ñi foofu diine moo fay boole nit ñi quoi après xam nga sa ngoon ñu toog jàng xasaayit wala affaire yooyu noonu bu fekkee côté murit yi la mais bu fekkee association bi nga xamante ne affaire u nasaraan la ku nekk jàppale sa morom moo la fa yóbbu comprendre nga léegi parce que fonds yi tamit dafay am foo xamante ne foofu la war a jógee soit maire bi day financer soit ñun dañuy cotiser léegi bu génnee foofu noonu parce que association bi tamit man tey bëggoon naa xam su ma jógee nii tey ne suba dama war a seeti association bi ban adresse laa koy fekk ak su ma demee adresse boobu noonu ndax am na volet social am na volet économique am na volet yoo xamante ne nii dañ ci jàpp parce que association moom bu commencé te munoo jàppale nit ki ci mu feebar wala am mbokkam bu gaañu wala affaire yooyu noonu du bëri njëriñ quoi parce que man pour man ñun sénégalais yi nii parce que ku nekk fi yaa ngi liggéey loo yónnee sa kër yaa ngi liggéey ñun ñoo ngi doog a tàmbali mais buñ si gisul suñu njëriñ boobu noonu te volet social bi def naa moo ëpp solo si côté association yi quoi ngeen baal ma ak loolu laa def loolu moo tax sama xalaat te maa ngi doog a ñëw jégalu bu baax. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Omar ñu bëri xamoon nañ ma ci association sénégalaise maa ngi dugg fii en 2005 Barcelone laa njëkkoon a nekk def naa fi 6 mois après ma ñëw fii Murcia bu ma ñëwee fii Murcia ba léegi 2005 lu ma war a wax sax grand yi fi nekk sax wax nañ ko mais dinaa ci wax sax sama témoignage ba bu ma ñëwee 2005 kii li mu wax ni ci sénégalais ñoom fekkoon naa ko tuuti
njëkk ba avec carte association seulement policier bu ñu la jàppee yaa ngi yor carte association amoo benn problème dañ lay bàyyi en 2005 donc fekkoon naa fi tuuti sénégalais yi amuñu woon problème mais après 2006 ba 2007 ba 2008 ci la sénégalais yi commencé am problème parce que génération yi fi dugg suñu éducation ak éducation yi nga xam ne ñu fi fekk bokk xam nga dañuy lu ñuy dugal suñu bopp mooy ñun dañuy ñëw uti xaalis ñun intérêt suñu si intégration intéressé wu donc nit ki boo duggee si dëkk jàmbur premièrement si man il faut nga intégrer nga wut intégration nga wut association fu mu nekk dañuy jël exemple benn animal bu ñuy wax naka laat yi caméléon buy dem si benn arbre benn garab day changer couleur. C'est bon. pour lan pour mu mun a intégrer mu mun a bokk ci garab boobu donc animal boobu dañu war a jël exemple man bokk naa si nga xam ne ci association sénégalaise bénéficié naa ci du question xaalis laa ci am mais bokk naa ñi nga xam ne am nañ ci résidence à cause de association mais tam may ñu ma ko parce que dama dugg ma naan il faut ma intégrer il faut ma dem ma duggee si dëkk bi association sénégalaise laa njëkkoon a ut fu mu nekk may collaborer fu ñu ma yónni rek ma dem damay dugg ma ñëwee si association bi grand dia laa fa fekkoon ñun ñooy fobeer yëpp mel ni ay jigéen gaa yi ñuy wax ma ne ko man sénégalais bu ma demee association fu mu nekk damay dugg lu ma mën lu ma yor ma participer donc dem naa ba président boobu temps boobu Maari moo nekkoon président mu xool mu ne ma balaa may jox keneen kay yow yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk di yëg coono bi di def lépp mu ma yëkkati kay jox keneen mais du question daf ñu ko may suñu liggéey la parce que dañuy bëgg intégration dañuy jàppale association bi donc man lu ma bëgg wax mooy sénégalais yi il faut ñuy changer ñu suñu génération yi ñëw il faut ñuy jàppale association bu ñuy wootee genre activités yi il faut ñu ñëw parce que lu ñu wax tey c'est très important mais on est plus de 2000 personnes mais ñu fi nekk motuñu même pas 50 personnes c'est honteux donc man loolu laa am pour wax il faut ñuy changer ñu jàppale association information ku dugg fii boo buggee am information il faut nga dem ci association sénégalaise wala yeneen association am na association yi nga xam ne ñu fi dañu lay orienté nañ la informer loi dëkk bi lu dëkk bi tere balaa ngay dugg ci yeneen affaire dëgg la am nga say mbokk mais nag association moo gën a am information que say mbokk jàng tam dëmb rek fekk naa ci benn waa ji ci benn télécentre nga xam ne foofu fii laa ko fekk munu wax sax 12000 en espagnol 12000 munu ko wax en espagnol fii laa ko fekk man maa ko mujjee jàppal comme lu ma wax fii rek gars yi nee nañu man xaalis moomu fi andi man sama n'importe peu ma dem jàng si campo bi mun naa jàng espagnol non munoo ko jàng donc boo am tuuti rek demal jàng tubaab bu jàppale ku nga xam ne xamu ko il faut mu xam la des fois même association bi sax jox la kay mais booy duggee si dëkk bi tubaab bu la xamee rek mun na la jox kay ñu bëri sañ tubaab yi ñoo leen jox seen xarit tubaab ñoo leen jox kay donc boo nekkee sa dëkk sa kër dem jaay boo ñëwee nga dem tëdd doo dem fenn doo dem si association bi doo dem activité espagnol yi donc yow lan la wut xaalis ba moo tax bu paree nga naan da ngay dem jaay xamoo fii war naa fi jaay fii war ma fi jaay policier bu ñu leen tàkkee jàpp la ñu naan policier dafa raciste au côté non tubaab yi dañoo liggéey seen dëkk donc mënuñu bàyyi ñu permettre ñu nga xam ne ñu ñëw def lu ñu nga xam ne lu ñu neex il faut ñu jéem a topp seen loi bi boo ko xamul association yi ñoo la koy xamal il faut nga jege nit yi yàgg ci dëkk man loolu laa am pour wax la jërëjëf. merci. ñëw rek ndax mbir boo fekkee
woon tàmbali ba sant yàlla ba heure bi fekk la fi nga fekk ci réunion yi mujj te yàlla boole la woon ci ñi nga xam ne ni réunion yi njëkk ya fi la fekkoon loolu sant yàlla la di sant sama président ak ay collaborateurs surtout Madi yow ñëpp jox nañ la sa wàccuwaay vraiment ñoo ngi lay encouragé bu baax a baax ndax ba nga jëlee ak ba léegi mësuloo bàyyi ndax kii mën naa ne sama place man maa ko waroon a jël waaye comme nag moom a gën a disponible moom moo jël sama place ndax sama doom la sama jarbaat la te vraiment ku neex a jàppale la ndax mi ngi góorgóorlu mi ngi daw comme ni ko ñëpp doon defee ndax association sénégalaise Madi wax nga ko xam nga histoire bi yaakaar naa bu ma juumil 92 la mais sax 91 lañ ko créé mais mu ngi am chiffre à 92 boobu ñun fi la ñu fekkoon monsieur Mangassa ñu ngi koy félicité nekku fi moom Assane Dieng sax da nga wax président mais Mamadou Mangassa moo créé association sénégalaise en 1992 fi la ñu fekkoon ñu ngi ko créé ci kër Mokhtar Cissé fii ci Carré Plus booba yaakaar naa ne boo xaajee nii personnes yi tolluwuñ bon nii muy dox ba agsi fii ba mag ñi dem ci dox ci seen wàll lépp xale yi ñëw commencé di dox seen ay devoir loolu mooy nit sant yàlla la kon dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin boo deen def li nga doon def nga di ko def ci néeg nga dem ba si yàgg nga xam ne sénégalais yi bu ñu fi toogoon ñëpp xajuñ ñuy salle bi vraiment loolu liggéey bu am solo la mais nag menn mag envoyé na ma message muy Mangassa nee na ma boo jëlee parole nga wax gars yi nañuy gën di tëju te di waxtaan mag ñi nañuy waxtaan ak xale yi di leen wax démb ndax lu am solo la ndax boo ñëwee rek mën ngaa yeb sax ku la fekk féete la mag waaye yaakaar naa ne fi mu jaar pour nga egsi ci moom dana xaw a difficile tuuti kon nag mag ñi dañuy xaw a jox gone yi dañuy xaw a jox mag ñi cër tuuti mag ñi di yërëm xale yi ñun nag ñoo ngi dox ci rôle yu mel noonu ak ñu mel na ñoon ak ku ñuy fekk si ndax dafa xaw a yàgg 2012 ba léegi du ñaari fan du ñetti fan ay weer yu bëri la en tout cas daal li nga xam ne xamoon nañ ko bu njëkk képp kuñ masoon a gis ci dëkk bi rek xam nañ la buñ la gisul xam la suñ ñeent bi ji tegu ci yow ñu gis la jàppal ne buñ la xamul dëkkoo ci dëkk bi ba léegi mun nga xëy di tase ay centaine de personnes te doo leen xamante waaye nag loolu lépp ci dolliku la waaye bu dox ni doxee ñëw si yow bu xamul da nga ko teg si yoon wan ko ni ko fii lañ jaaroon kaay nu jaar fii bu la dégloo bu la dégluwut itam am nga droit nga bàyyi ko mu dem aw yoonam ñun daal ñoo ngi dox ci situation bu mel noonu intégration bi nag am na solo lool waaye ñuy waxtaan di indi xale yi bu nit ñëwee nga woo ko yóbbu ko fi ñu ko war a teg mu tegu fa nga ne ko fii laa jaaroon kaay nu jaar fii loolu ku ne sañ na ko loolu gën a am intégration bu gën a am solo la loolu daal ci la ñuy dox di sant ñi fi teew ñëpp comme ni ma ko waxee ñoom Madi ñoom Malick wax dëgg fa yàlla moom sama mbokk taaliba la ñun ñoo fi maase génération waa dëgg la ñoo fi maase génération bu ko defee ñun ci suñu biir nga xamante ne ñi nga xamante ne bi ñooy gon yi nga xamante ne bi ñoo ngi fi dëkk barki démb te xamaguñ leen ne association baa ngi nii mag ñaa ngi nii tàllal lañ leen loxo luñ xam danañ leen ko wax luñ gis loo xamante ne bi luy gaañ lay danañ leen teg wàcceloo ci yor woo loolu daal moo ci sunu ay kàddu merci. waaw heure bi léegi jaar bi 13 minutes moo la dese waaw ñu jël sëñ Xaadim rek après def naa maa di tontu ci question yi après ñu jàll ci yeneen fan. waaw féeti Maxtaar xaar mi nga téye jeex après xaar da ngay xaw a sori micro pour sa auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum maa ngi leen di ñuyu yéen ñëpp ku si nekk si sa tur ak si sa sant di jéggalu bu baax si kàddu yi may yëkkati si samay kanamu kilifa waaye daa am loo xam ne daa mënta ñàkk it comme ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy waajur jiituñu si dëkk bi am kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ñun ñi nga xam ne ñooy gone te fekk si leen fi
am si loo xam ne mënuñu ko soo bañ a ñàkk sànni muy si wàllu intégration bi nga xam ne ñoom wax nañu ko dafa am yoon boo xam ne ñoom si lañ jaar ñun ñu fekk leen si jéem a roy si yoon boobu ndax tey mën naa ni bi ma fi ñëw tout tànk laa sama waajur moo ma fi indi ma fekk fi ñoom ñi nga xam ni samay baay lañ muy papa Malick papa Dan ak papa Madi mii ñu su bari bi ma ñëwee teg nañ ma fii nga xam ne moom lañ ma war a teg ñëw naa ñu dugal ma école ma jàng bi ma jàngee ay at teg si dem def formation ba sama formation jeex ba yàlla def tamit tey maa ngi liggéey si fi may liggéeyee di am loo xam ni moom laa si bëggoon a yëkkati tuuti rek mooy que ni wàllu intégration bi ñu wax ñoom mag ñi am na yoon boo xam ni wan nañu ko te yoon boobu ñun buñ si jaaree du ñu juum ndax man li may wax chaque jour rek sama bopp moom laa yéene ñëpp ndax dafa am loo xam ni si wàllu intégration man li ma si jàpp benn point mooy que ni ñi la jiitu li nga xam ni rus defuñu ko si dëkk bi yow nga jéem a def de tout ba nga xam ni loolu doo ko def si dëkk bi mooy que ni man lépp loo xam ni sam papa su ma ko gisoon dinaa si am lu ma si rus wala ma rus ma fexe tamit ba ñoom nga xam ne ñoom ñii duñ ma si gis loolu mooy li nga xam ne moom laa doon wax tuuti li nga xam ne it moom laay waxaat si wàllu woote bi nga xam ne association bi mu ngi koy woote dafa am loo xam ne dama koy naqarlu wax naa ko fee damay nit moo puus ni ma demal nga taxaw nga wax ko mooy que ni dinaa ko wax mooy bërki démb dañ doon defar fii carte d'identité nationale yu Sénégal yi mu nekkoon samedi ak dimanche keroog Kaja Muñoz de la Peña dafa fees dell ak Sénégal yi yëpp parce que lan moo ko waral mooy li nga xam ni mooy suñu soxla ñun Sénégal yi soxlaam dong moo ko dara dagal yenn activités yi mais pourquoi lii tamit suñu soxla la lii nii tey dafa waroon tax ñun ñëpp ñu bàyyi suñu yitte man damaa war a liggéey mais damaa bàyyi sama yitte ma ni même bu doon 2 heures de temps démb laa ko wax Jamil ni ko même bu doon 2 heures de temps dinaa fi jaar doo ko dem liggéey comprendre nga tey li ma si mën a wax rek mooy que ni le 5 ak le 6 mai bii di ñëw ñu ngi déposé passeport yi te wóor na ma ni dina fees te fii ni mu feesee nii waroon na ko mën a fees comme le précédent parce que le 5 ak le 6 bii di ñu déposé information boobu ñu joxe ñu bari dégg na ko moom la ñu information bi la association bi mën naa ne bu maanaam Jamil moo koy jiite wala ñu toog si ginnaaw moo koy jiite képp kuy Sénégal rek tey jii moom moo fi sa représentant parce que moom tey day bàyyi ay activité ñu taxawal te bu fekkee ni moom day bàyyi day toog ñu taxawal ñu Sénégal yi ñu war a ñoo bàyyi suñu lépp ngir tey bu wootee bu ñu si li nga xam ne moom laay ñaan mooy que ni comme ñu passé nga xam ne moom la doon déposé carte d'identité yi Sénégal yi ñëpp bàyyi seen soxla yi fexe ba teel foofu boobu lu amati lu mel ni ñëpp bàyyi seen yitte yi teel si bi ndax ñu def ñu te actualisation weesuwul macha allah dañu yàlla may ci bant. d'accord donc ma jéem a tontu ci question yi quoi premièrement d'abord kontaan rek si bi ma gisee Khadim jël parole quoi ma gisee Khadim jël parole kontaan la parce que loolu moo lay wan ne aussi yow yaa ngi avancé parce que soo demee ba nga xam ne da ngay nekk ci réunion di ci wax say doom di jël parole donc ça veut dire que am na avancement parce que pour la petite histoire Khadim man maa ko dugal école. Cheikh Diaw doomu grand Seyni man maa ko dugal école donc l' association aussi am na lu mu def loo xamante ne du ñu toog tey du ko kii mais am na lu bari lu ñu def te am na lu bari lu ñu mën a def mais il faut que nit ñi jàppale ñu pour ñu mën ko def il faut que nit ñi jàppale ñu pour ñu mën ko def gis nga formation bu jëm ci wàllu jigéen formation bu jëm ci wàllu xale gis nañ ci bi ñuy ordinateur li ci association bi def bari na ba ñëpp di ko laal ñëpp di toucher à l' ordinateur à son temps am na yeneen yu mu mën a def yu bari mais il faut que mu am mbooloo parce que bu fekkee ne dañ ko bàyyi ak bureau bi kese dañu bàyyi président ak ñi mu àndal rek du ñu mën a def dara te lu ñu wuti aussi du leen mën a yomb parce que tubaab yi tamit dofuñu dañuy seetlu bu ñu seetloo ne président moom rek la ak ñaari nitam yi mu àndal li muy mën a wuti di ko andi du mën a bari donc li ñuy wax daal mooy xiir nit ñi que ñu vraiment ñu gën ko jàppale ba nga xamante ne suy dem dina mën a dem wuti mais aussi su wootee dañ ko gis mu ànd ak mbooloo. am na Khadim moo ko wax defe naa nee na gars yi bi ñuy ñëw ci carte d'identité yi ak passeport yi ñëpp ñëw mais wala madame Mbacke bi mu ñëwee ñëpp ñëw mais su fekkee ne yu mel nii nit ñi duñ ñëw parce que du seen soxla non seen soxla la sax après Khadim sax nee na seen soxla la mais dafa am soxla boo xam boo ràññee ak soxla boo xam ne ràññeewuloo ko mais sa soxla la soxla bi nga ràññee mooy li nga mën a teg sa bët carte d'identité passeport xaalis ak këyitu kër wala affaire yooyu loolu soxla booy teg sa bët la
mais beneen soxla bi mooy nga dem ci dëkk boo xam ne ñoom ñoo daan dem di la jëli xam nga tubaab bi ñoo daan dem di ñuy jëli di ñu andi par la force di ñu andi ñuy ñëw ñu dem ba siyaag ñu daal di def immigration sélective di xool ñi jàng comme ni France di def dañu naan boo nekkee expert ci dara ñu may la kayit nga ñëw soo jàngul doo dugg ñu dem ba léegi nag ñu tëj lépp gars yi di jaar ci géej gi di jaar ci montagne yi pour yegg si xam nga nit ki tëj këram bëggul nga ñëw soo jaaree ba tëb dugg palanteer dugg ci biir këram doo ko fekk fekkaay bu ko neex ni nga koy fekkee neexu ko te bu doon sagom mu won la ne neexu ko te comme toi dañu am tamit dañu am yar et puis dañu am seen démocratie mënuñu ñëw rek ne la génnal ci biti mais dañ la koy won ni ñu la koy wonee nag mooy yu métti yi ñuy def liggéey yu métti yi ñuy jox ñàkk considération bi ñuy ñàkk considération ak jafeñal kayit yi donc lu ñuy boole suñu soxla la parce que lu ñuy boole pour que ñu yombal suñu dund loolu suñu soxla la donc il faut que nit ñi conscient que ne ñun dañu war a boole suñu bopp pour yombal suñu dund nu mu tudd Dakar bi nee na moom Dakar la nee na curso de idioma mooy jàngale làkk ak association bi da ko daan def mais soo koy def da nga koy def ak ay nit yoo xam ne ñu ngi doog a ñëw mais nit ñi bu ñu demee ba nga xam ne def nañ fi benn jëmmi jamono loolu du lay intéressé mais yow aussi doo am ku la koy jox pour nga def ko parce que loolu doo ci fay dara yow miy jàng si doo fay association bi du fay association bi day dem wuti rek ne damaa bëgg ku ma ñëw jàngalal ñii mu ñëw jàng mais day fekk nga am classe bi mënul ñëw jàngal benn nit day am juróomi nit jëm kaw ngeen xam ne da ngeen di jàng ci chaque jour mais yéen comme da ngeen nekk ci centre yi yéen centre yi moo leen di toppatoo loolu mais ñun par exemple kenn ku dëkk La Fama kenn ku dëkk El Palmar kenn ku dëkk fa mën nañ ci am 5 ñu dajale leen wutal leen professeur mu leen di jàngal mais yéen moom seen cas dafa wutee parce que yéen dafa am heure boo leen war a dugg ak heure boo leen war a génn donc yéen moom duñ leen mën a gérer directement mais dañuy ñëw di leen nemmeeku mooy li Jamil def keroog dañuy dem ci centre bi di leen nemmeeku xool noo leen nekkee soo leen amee problème soo leen amul problème ak yooyu quoi social bi ngay wax ci association bi lépp social la c'est que dafa am loo xam ne da nga ko mën def parce que da nga am moyen ak loo xam ne mënoo ko def parce que amoo moyen association bi dafa war a ubbi chaque jour ku ñëw di seet boo fekkul Jamil nga fekk fa keneen wala nga fekk fa keneen mais problème bi mooy Jamil dafa am beneen liggéey boo xam ne du association bi te ci liggéey boobu si lay yor njabootam man dama am beneen liggéey keneen dafa am beneen liggéey donc bu fekkee ne ñun ñooñu ñëpp dañu am beneen liggéey mënu ma wax fa yow forcé da ngay dem ci association bi di fa toog parce que man du ma la fay te association bi du fay nit donc comme man ñi nga xam ne man si ñi jiite laa bokk du ma fa dem kii moo jiite te du fa dem ñeneen ñee ñoo jiite te duñ fa dem parce que dañu nekk ci seen liggéey bopp donc mënuñu la forcer nga dem fa donc volontariat rek la mën nekk c'est-à-dire yow yaa mën a ne comme grand yi ñoom dañoo jàpp te man defuma dara man dinaa fi nekk chaque ngoon léegi ngoon bu nit ki ñëwee bu yàggee dina la xàmme moom la Omar mais doon wax bu nga nit ki yàggee ñëw ngoon di la fa fekk dina ne ana Jamil nga ne ko nekk fi ana vice président nga ne ko nekk fi mun la wax neel Jamil sama këyit bi wala neel Jamil sama problème bi neel Jamil bu yàggee dinañ dem ba ñu foog ne yow sax yaa ngi ci biir yaa ngi jiite association donc loolu moo tax volontariat rek la mu nekk xam nga volontariat nag doo mën a forcer nit da ngay xam ne daal am naa local maa ngi koy fay mais na am kenn ku volontaire di fa nekk mais kenn mënu fa nekk chaque jour parce que kooku kenn fayu ko léegi nag kooku mën na fa nekk par exemple 2 heures de temps après yeneen 2 heures de temps yi keneen nekk fa 2 heures de temps affaire su amee lu ruus nag lu ndaw lu ñu defar ay carte d'identité mu am lu soxla mën nañ ko jox kooku nga xam ne moo fay ñëw loolu la Omar di wax sànq naan kenn mayu leen seen këyit mais kenn jaayu leen ko seen këyit dañ leen ko may ci seen liggéey dañ fa doon liggéey di fa sonn di fa fobeere comme lu mu wax di fomp di def lépp chaque jour dañ ko doon ubbi man maa doon président te du ma fa nekk parce que damay liggéey samedi ba samedi laa fay nekk mais ñoom dañ fa doon nekk chaque jour donc bu ma amee possibilité ñoom lañ ko mënoon jox mënoon ñu jox leen ko Araygo social association daf ci gaaw pas association moo koy lijjanti déedéet mais kayit yi nga xamante ne moom la association bi jox wane ne yow da nga am pertenencia c'est-à-dire da nga bokk ci da nga am carte de membre mais ba si dañu lay defal benn certificat de pertenencia buy wane ne que kii dafa bokk ci lépp loo xamante ne association bi ñu koy liggéey comme waxtaan bi tey daf cee bokk suba bu ñuy def làmb daf cee bokk gannaaw suba bu ñuy def ay daw da ciy bokk lépp li ñuy def dañ cee bokk loolu tubaab bi dañ koy valoriser booy def informé social pour que mu yomb la pour que nit ñi xam ko actualisation association bi dafa war a actualiser lu wax nga dëgg parfois sax du actualisation la wax nga dëgg mais commencé woon na ko dafa am benn mois boo xamante ne amul suivi c'est-à-dire gisuñu si engouement mooy nit ñi topp ci dëggantaan jàppale association parce que xëy na ñi fi nekkoon pratiquement temps yooyu ñu bees daanuñu dugg si waat ñi fi nekkoon stable woon nañu ku nekk si ñun am na ci loo jàpp donc talatuñu woon yenn yi xëy na loolu moo tax mais dinañ ko commencé waat dafa day activité pour les plus jeunes et puis comme boo yaa ngi ñëwaat aussi ñu dafay activité yoo xam ne dina intéressé boy yi quant à def ay journée ça demande des moyens Makhtar
et moyen moom li ayuntamiento bi joxe daf ko motewul bu fekkoon ne association bi ñun ñëpp ñu ngi cotiser dinañu am loo xamante ne dina mot ba dinañ si mën a def ay lu rëy parce que bu fekkee ne man seet naa Biscaya Bilbao tey seen journée tey ni ñu ko nar a defee invité ay nit yu jógee Sénégal invité autorités yi ci seen xaalis ñoom invité ay maire u dëkk comme man ni ma dëkkee Fass Jamil dëkk Thiaroye ñu invité tey maire Thiaroye ak maire Fass boole ci invité autorités yi fayal leen ñu ñëw c'est parce que loolu am nga xaalis mais loolu xaalis boobu nag tubaab du la ko jox parce que tubaab du ko defal doomam moom doomu tubaab bi defalu ko yow du la ko jox donc xaalis boobu yéen a koy liggéey seen bopp ngeen am ko donc il faut nit ñi conscient ci loolu bu boobaa mën nga ne ñu ne jigéen ñi dañ leen di defal sabar bi ne 1500 lay fekk ñu fay ko ñu ne mbëru làmb yi dañ leen di andi parce que doomu Papa Kan bi bëre fu mu ne rëg-rëg fu mu nekk nii war nañ ko mën a andi ay waa caare rek fi dëkk rëg-rëg mën na fi ñëw fecc rek dem yoonam wala mën na fi ñëw bàkku rek dem yoonam te duñu laaj dara mais billet d'avion rek mënuñu ko jëndal ak keneen donc mën nañ def activités yu bari mais il faut que ñun ñu gëm ne on doit mettre la main à la poche quant à problème bu coopérative mën na nekk coopérative mën na nekk Impresa mën na nekk coopérative de vendeur mais du ñun ñooy dem seet gars yi lu ñuy jaay c'est-à-dire gars yi ku nekk si ñoom mi ngi génn individuellement naan Jamil dama lay jox 3000 nga wutal ma kii wala Madi dama lay jox 3000 ak kii non bu ñu defati individuel yow xam nga li ngay jaay kii xam na lu muy jaay kii xam na lu muy jaay sa waay na leen def ñu xool ñun lan lañ mën a def mën na am salon de coiffure lay nekk mu nekk Impresa salon de coiffure mën na am restaurant lay nekk mu nekk amul restaurant sénégalais sama grand maa ngi lay nuyu ñu mën na nekk loolu mën na nekk loo xamante ne lu bari pas forcément mu nekk jaay mais il faut que ñi nga xamante ne ñoom déggoon nañu ñu def ko ñu daal di ñëw nag ñun ñu jàppale leen yóbbu leen ci assesseurs yi ñu ngi leen di assessorale yóbbu leen ci ñi nga xamante ne ñooy monter coopérative yi nan la ñuy monter coopérative yi ñu monter ko donc loolu laa bëggoon joxe foofu comme renseignement et puis intérêt bi association bi am ñun ñëpp ñu bokk ko gëm que ne moom mooy sunu dàll moom mooy sunu làmmiñ moom rek moo ñu mën a taxawal te amul kenn ku ko moom ñëpp ci bokk ku nekk na ci def loxoom du question cotisation rek nag du question cotisation am nañu bay itam dañuy cotiser man cotiser naa rek lañ lay wax non du cotisation bi rek tamit da ngay cotiser bokk te xam nañ ne jot nag amul nit ñi am ñu jot ku nekk yaa ngi seen liggéey kenn du bàyyiwu man bàyyiwuma sama liggéey donc du ma wax kenn bàyyi sa liggéey donc ku nekk ci ñun amul jot mais am na benn tuuti jot boo mën a may association bi pour que association bi yegg fu mu war a yegg et puis am na affaire yoo xamante ne fii mu nekk nii à Murcia ñun defaguñu ko ñun association africaine defaguñu ko association sénégalaise defaguñu ko mais jigéen ñi équatoriano yi am na seen association jigéen ñi ngi formation lu bari ci jigéen ñi formation yu am solo te bañuñu ñun suñu ay jigéen dem fa comme ñun mënaguñ ko def ñoom ñoo ñu ëpp doole parce que ñoom dañu am à niveau estatal ñoom ñoo ñu ëpp doole mais bañuñu ñun suñu ay jigéen ñëw fa mais suñu nangoo suñuy jigéen ñi nga xam ne liggéeyuñu wala jàppuñ ci dara ñu yóbbu leen fa dañ lay jàngal ay techniques yu bees ci ni ñuy liggéey ci almacén ci ni ñuy liggéey ci supermarché ci ni ñuy liggéey ci yenn ça demande peu de temps ki nga xam ne day liggéey 8 heures ba 8 heures comme Adja mënu ko mais am na koo xam ne comme Luisa mën na ko parce que liggéeyul wala parce que ngoon ba ngoon lay liggéey donc ñooñu yëpp ñu leen ciy xelal bu ñu ñëwee ci association bi ñu leen ci informé donc voilà pour mu bañ a gudd comme ça avocat bi ñëw moom moo ci ëpp xam-xam mu wax ñu ok jërëjëf d'accord kon gars yi xam naa pour terminer rek ñu di leen fàttali ne activités yi des na am na beneen carla buy am après ci Bibienda ak Alclair ak Ayuda yi nga xam ne moo am ci affaire Bibienda yi yëpp suñu mbokk waa Racine bi ñoom dinañ ko def ñoom loolu ñu ngi ne ak ñoom Mika incha allah ñoo koy def baax pour terminer rek comme fii maa di jaar li mu wax yëpp mooy ñu góorgóorlu rek uniraat ñun ñëpp xam ne association bi mooy suñu doole ñun ñëpp ñu boole xam-xam yi parce que dañ ciy wét surtout ñun ñi nekk ci xuntaa directiva bi tey man dong maa fi nekkoon Njaw dafa liggéey woon il est le trésorier Mbaye il est le vice-président dafa liggéey Baba Fall il est le secrétaire général dafa liggéey ñoom vocal yi ñi si des ñëpp dañu liggéey association bi ubbi nañ porte yëpp liggéey bi ñun kuñ ciy jàppale rek lañ bëgg démb jël naa sama téléphone woo ay nit ñu bari fii ñu ngi ci jotaay bi ne leen ñëw leen damay def benn comité d'organisation d'urgence ñëw leen ngeen jàpp ci affaire parce que affaire yi ñun dañ ci wét parce que même li président bi def kenn koo xam te nekkoo sax ci xunta directiva bi mun nga ko def mën na la yónnee fenn mën nga doxee ay activité organisation yu mel nii mën nga ñëw laa naawe li jënt fii lu bëree bëri kon bu ko defee ñu góorgóor rek jàpp ne xam ne affaire bi l'union fait la force buñ gënee góorgóorlu jàpp booloo lépp loo xamante ne mën nañ ko yóotu nañ ko rek mën nañ ko pour tontu Mariama xam naa maa donc ko fàtte ci affaire këyit yi
yaa ma waxoon na ko nan la ñuy def ba am këyit association maa di wax na ko sànq bu njëkk mënoon na defal këyit mën a defal contrat parce que liñ daan am ci subvention xëy na peut-être pratiquement xawoon na takku mais léegi tubaab bi amatuñ xaalis pratiquement joxatuñ association yi le minimum lañ leen di jox mooy comme li mu wax sànq looy fayee sa alclair ak activités yu ndaw yooyu def loolu rek lañ lay jox yaakaar naa subvention bi ñu mujjee am suñu assemblée générale bii passé wax nañ ko yaakaar naa 5600 la suma juli 5600 ñi ngi fay local 300 quelques euros bokkul ak déclaration de la kii bi ngay def hacienda bi ngay def nga fay IBA yeeg yëpp te ci xaaj boobu ci la ñuy jël bu màggal jotee ñu jënd suñuy boisson suñu participation def enveloppe yóbbu ko fa bu gàmmu jotee ñu def ko yenn situation sénégalais yoo xam ne mënuñu ko gëmmu ñu def ko ci lépp ci lañ ko parce que sénégalais cotisé wu kon association bi actuellement mënul defal contrat kenn bu fekkoon tey jii plus de 3000 sénégalais ñu ngi fii dans la région bu doon tey jii ku nekk chaque mois cotisation dina cotiser 1 euro kooku année mois bu nekk 3000 euros association mun na ko am bu ñu defee 10 mois 30 000 euros 30 000 euros bu ñu ko amee mën nañ chaque année ñu contracté ñaari personne ñu fay toog parce que association day tëju man rek maa koy ubbi pratiquement su ngoon man maay daw dem ubbi ko su doon loolu la mën nañu contracté 2 personnes ñu fa nekk mais fekk amuñu xaaj loolu mënuñu ko def loolu nag pour mu am Sénégal ñooy xoolaat seen biir association bi jox na leen question bi delloo na leen ko ñu réunir seen biir nag xool nan la ñuy fexe ba regroupé wu ba jël seen doole def ko ci association bi mu am xaalis ñu fexe loolu ñu mën koo admettre beneen bi am na rumeur buy daw comme ni ko Mokhtar waxee ci wàllu këyit yi dinañ ko leeral xëy na dañu bëggoon sax ba fin bi mais xëy na am na ñoo xam ne si kanam mën nañu yolleeku wala ñu am yeneen nit yuy doxe ñu wax ko rek après incha allah bu gars yi gën a ñëw dinañ koy muy affaire contrat yi gars yi di wax fan yi man 2 personnes à 3 personnes woo nañ ma di ma wax ne ana contrat yi yi ngeen am dama dégg da ngeen yor ay contrat amuñu ay contrat délégation del gouvernement dañ fa dem à 2 à 3 reprises dem nañ fa yenn bi yu ci bëri maag Madi bi ñooy ànd gis ko toog ak moom wax ak moom ci sénégalais yi fi nekk parce que da bëri sénégalais yu fi nekk yoo xam ne plus de 10 ans ñu ngi fi amuñu benn problème ay nit ñu baax lañ amuñu benn antécédent pané la amuñu këyit parce que li tax amuñu këyit mooy amuñu contrat ñu wax ko verbalement ne ko ñooñu bëggoon nañ ngeen dimbali ñu xool nan la ñu fexe ba moo këyit Nouria la xifa de étranger wax nañ ci ak moom lu bare barki dem rek dem naa bureau ñu wax ko ci organiser nañ femme ay carla yooyu moom mu ñëw ñu taxaw man attaqué naa ko man personnellement maa di attaqué am na benn jour wax ne maa di sax dafa xulóog moom attaqué ko wax ak moom ci wàllu autonomie buntu yooyu yëpp jaar nañ fa sottiwul léegi nag ñu ne dañu bëgg a organiser wu nan la ñuy organiser mooy dañu bëgg ñi nga xamante ne am nañ fi 10 ans ñoom ñëpp ñu dajale ñu seen empadronnement ñi nga xamante ne dañ ci am jabar boole am ci doom ñu boole seen affaire yi seen këyit yi mu nekk xuntaa ñu épinglé ko léegi délégation dégg dañu doon wax ak moom verbalement bi pas dañuy wax ak moom ak këyit jël këyit yëpp dajale ko am nañ 1000 et quelques personnes yoo xam ne 10 ans lañ fi am ay sénégalais amuñu këyit wut avocat wut projet bu leer dem toog a moom wax ak moom ne ko nii nag dañuy xoolal nan ngay def ba dimbali ñu mën leen régulariser loolu nag mën na sotti comme mën na bañ a sotti dañ koy def boole ci ay ñaan mag ñaa ngi fi daayira yaa ngi fi lépp ñu yëngal ko def ñaan incha allah yàlla defal ñu si njab information boobu la ñuy joxe pour ñëpp xam ko bu ko defee encadrement ñu ngi koy laaj ku ñëw association fekkoo mu upp mën nga ko bàyyi bitig ban wala bitig Malick wala bitig Mbeng bu ko defee incha allah projet bi fu ñu ci toll bu ñu amee résultat bi incha allah dinañ ko wax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah bu ko defee ñu def ci rek waaw comme Dia ni mu ko waxee siège association bi bon bu njëkk mi ngi nekkoon Kaaja Federico Barata mais léegi dañu tux léegi ñi ngi Kaaja Muñoz de la Peña juste entre bitigu Dan ak bitigu Malick ci diggante bi foofu lañ nekk sénégalais yi ñu si bëri xam nañ ko doo réer boo ñëwee boo nee bitigu sénégalais rek dina ko laaj am na Dakar bu wax léegi association foofu la nekk xëy na ay Dakar ngeen ñëwagul mais après incha allah di ngeen ko xam ñu ngi foofu ba pare association bi duñ tagg suñu bopp mais nit ñu disponible ñoo si nekk man sama téléphone chaque jour dina sonné lu mat 100 fois yenn yi dinaa ko jël yenn yi duma waaye balaa maa tëdd nelaw bépp appel en absence bu ma am dinaa ko rappelé bu ko defee Ndiaw mi ngi fi le trésorier numéro bi ñëpp xam nañ ko Mbaye le vice président mi ngi fi numéro xam nañ ko Baba le secrétaire général yëpp naa vocal itam maa di ngi ni sunu grand la nekkatul ci association mais ba léegi daf may jox ay cas diw woona ma réglé bu ko defee ñun ñu ngi fi à votre disposition parce que ñun ñoo taxawoon nag ne jox leen ñu association bi loolu nag gor nag bu xasee wax dootul gor fii ak la mu waxoon maanaam def ko kon bu ko defee ba fii ak mandat bi di jeex keneen di fi toog ñu ngi seen ginnaaw taxaw di leen lu ngeen ñu yónni nekk nañ ay dàll fu ngeen ñu yónni ñu dem luñ mën a lijjanti dinañ ko lijjanti ñu ngi leen di sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
waaw carte de membre yi aussi tamit am na ku ko ñu koy laaj aussi tamit am na solo mi ngi fi déjà am na. waaw moom lay tontu. waaw effectivement ñu ngi koy jaay boo demee bitigu Mbengue di nga ko fa am boo demee bitigu Dan di nga ko am na sax yu ñu indaale fii pour boo bëgg a jënd ko incha allah bu ko defee daal incha allah kàddu yaa ngi noonu ñu xaar nag activités yi des na parce que ñaari car la importance benn bi dañu war a waxtaan ci affaire bi bien daal ñu bëri dañu am problème bi affaire alclair ak ayudaa yi nga xam te ne moo ci am nan lañ koy defee deuxième bi suñu avocat personnel bu association bi nga xam ne moo yor affaire administration bi yëpp mooy ñëw Pilar pour wax ci affaire këyit yi nan lañ koy amee ak këyit yi boo ko amee nan ngay def ba bañ koo perte regroupation familiale nan lañ koy defee loolu yëpp dina ko bu paree nag incha allah ñu def benn dégustation bu ndaw def scénar après dem ñu ngi ñaan ñëpp ñu toog patienté ba événement bi jeex bu ko defee jaar ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ñoom ñëw nañ déjà. ñëw nañ déjà moom la ñu jaar. waaw loolu